بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله wala àdduna diggée ni da nga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax allahu akbar alhamdulillah. asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di feddali ko cofeel di am jàmm di leen ñaanal jàmm di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal way tawati yàlla fëgg seen bopp way dawlu yàlla yërëm leen ñun ñu fi desandi yàlla ñoddi fan yi te wéral cër yi. sunu mbokk yi nekk ci bërëbu yarukaay ñu ngi ñaan rek ñu génn ak jàmm ndax dañuy faral di wax ni jub du fa tee dem waaye dëngit du fa tax a dem ñi mi seen nattu yàlla nay seen faxasug bàkkaar ñu ngi ànd ak yéen di leen nuyu di leen ziyaara di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi àndaat ak yéen di leen massaw yéen soppe yéen xarit yi yéen am di jàmm yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi safoo DTV di nu gunge saa su nekk ci émission bu mag bile di ndénkaane ñu ngi fas yéene ànd ak yéen di mottali mission sama rakk ji nga xamante ni fa tabarakallah mu Seyda Zeynab Fall yàlla na xippee ji aljanay firdawsi yàlla na wettalikoo ci wetu keppaaru soppeem boobu mu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu daan wax ni mama ma ni ka naam mu ne ma li ma bëgg mooy bés bu ma faatoo yàlla boole ma bokk ci soxna yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla defal ñu ngi ànd ak soppeem yi di leen massaw di wax ni bëgg rek mottali mission am ndax rafet na mu jóge fi bien que toog place am dafay xaw a jafe teg suñ tànk fi mu daan teg tànkam dina xaw a jafe mu diis lool ci ñun waaye ñu sàkku ci yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ñu seetaan ngeen woyofal ñu ko ngeen muñal ñu suñu rëcc-rëcc yi ngeen muñal ñu suñu manquement yi ndax kenn matul yàlla rek a mat nam ko daan waxee aayam boobu nga xamante ni aka moo ko soppoon te daan ko jox ki nga xamante ni moom mooy Adama Seck mi yàlla taxaw mi yàlla na fekk ni ma ngi koy wax foofu ñu ngi ci am yaakaar fa tabarakallah comme ni ko mbokk yëpp waxee yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam kon jàpp leen ni ñu ngi ànd ak yéen di mottali mission Seyda Zeynab Fall ma nga ca këru dëgg gémmiñ ma ngay wow suñu bës a ngi tooy ñu xaarandi fi nekkandi fi ndax fii kenn dëkku fi ñun ñëpp dañuy dem kon ñu ngi ànd ak yéen dox ni kulli nafsin saayixatil mawti bakkan bu mos dund mos dee li ko yóbbu du fi bàyyi kenn ku nekk na nga waajal sa bopp jamono yi ñu toll nag lu waaye di jooy na nga jooy sa bopp ndax àdduna bi jeex na ba pare gis ngeen ni mu tëddee bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw bu jotee ñëpp a ñibbi kon ku nekk na waajal boppam kon ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen massaw yéen soppe yi yéen xarit yi gis nañu seen taxawaay ndax olof dafay faral di wax ni génn golo gudd na waaye loo ci laal borom yëg ko gis nañ seen safoo gis nañ seen taxawaay waaye yëg nañ it seen faale kon ñu ngi ànd ak yéen ci ndigalu soppe yi ndax ñooñu ko sas ci ndigalu yaayam suñu yaay mama Xadisa Ndoxo waaye ci ndigalu maam Fatou Mbengue ci ndigalu it ki nga xamante ni mooy Sophie Dia muy doon yaayam waaye ci ndigalu njiitu rajo Dunia Vision ci ndigalu njiitu RDV ci ndigalu njiitu bépp loo xamante ni ñu ngi koy yëngoo fii ci rajo bi fa tabarakallah ci lañ fi tooge kon jàpp leen ni ñu ngi mottali li nga xamante ni mi ngi ko doon def ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu oustaz Mohamed ñu ngi lay dalal waxtu wi daan na fekk nga toog ak moom ñu ngi lay massaw sa rakk la sa xarit ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm waaye di nuyu it sunu càmmiñ muy Jibril ñu ngi lay nuyu Sarr ñu ngi lay ñaanal jàmm di la tatagal di la wax asalaamaaleykum Seydina Omar ñu ngi lay nuyu tam di la ziara di la dalal di la ñaanal jàmm aw yembe Badji ñu ngi lay ziara di la ñaanal di la dalal yow tam di la wax asalaamaaleykum kon ñu ngi ànd ak Modou Mbacke mu indil ñu li nga xamante ni moom moo xew ci xew-xew ci li nga xamante ni moom mooy xibaar yi kon ñu ngi lay asalaamaaleykum Modou Mbacke ñang baaloo waaleykum salaam wa rahmatullah soxna Mama Ba ni nga ko waxee yëglekaay yi xëy di génn sakkanut noonu waaye li ci ñëw ci rédaction bi du TV bokk na ci ni turbine xëy na fukki candidat yi nga xam te ni bi taxaw nañ temm jàkkaarloo président Macky Sall ñoom nee ñu jot na président Macky Sall soppi doxalin ni muy mbellee sunu gànjar ci wàllum koom-koom moo xam pétrole bi gaz bi contrat yi nga xam daf ko joxe dawul ci dëppawul ak yoon waaye itam lu soxal mbirum rek zircon ba ni mbelli fe nga xam mooy ca Niafrang waaye itam lu jëm ci fer ba ni mbelli fe nga xam mooy ca Falembe
Gambie lu ni mel tax na ñii di ay candidat jàpp ni jot na président Macky Sall soppi doxalin ndax nag réew buñ la ko dénkee waroo ko suuxal ka ci gën a fees muy Thierno Alassane Sall moom dafa jàpp ni jot na daal président Sall soppi doxalin ndax bu deful ndànk réew mi dana ñàkk lu néew ñeenti téeméeri milliards at mu ne loo xam daf koy perte turbine xëyee ko libération moom itam xëye ba leen mbir soxal ay scandale yëglekaay bi ni scandale bu mag am na fee nga xam mooy ca SDE mooy kër gi dénk ndoxum Sénégal gi ñoo ko feeñal mooy waa IGE inspection générale d'État nañu daal gis nañ ni scandale yu mag a mag am na yoo xam te ni bi SDE dafa doon nëbb askanu Sénégal te lu mu néew Sénégal ñoom seen bopp fay nañu 115 milliards daanaka tiwo bi yàqu juróomi yoon fee nga xam mooy kër Momar Sarr moo ko sooke lépp nag nekk doxalin goo xam daal dëppool ak yoon ca nag lu su war a jóglam ba leeraange am ci saytu ndoxum Sénégal source a moom teg Sénégal ci taabal ji tiim ko di ko càmbar 1960 ba léegi indépendance ak léegi kon daanaka ñu fi aw ci ay njiitum réew Sénégal li ko tàmbalee président Senghor Abdou Diouf Wade ba ci tey président Macky Sall yëglekaay bi ni bu nattee koom-koom Sénégal de tolluwaay gi daanaka na sax gi moom foo ko takk jéggi na ko Diop Decroix député bi gis ni kenn du président Senghor moom it jàpp ne poète la waaye tam xam-xam màcc jëm ci wàllum grammaire bu dee Abdou Diouf moom tegoon na fi plan saaxalum waaye bu dee président Macky Sall moom moo gàddu joget wi moo yées ci doxin wi ay kàddoom la ndax nee na Sénégal bor bi toll na ci 60% ci wàllum bor maanaam comme Sénégal fi ñu toll téeméer boo jël juróom-benn fukk ba bor la ca doxin wi cuune moo ko indi moom député bi jibal kàddum ci ne kaay source a l'Observateur moom xëye beneen mbir moom it ma nga ca Touba ak deng bi nga xam te ni bi moo tàmbalee feeñ yëgle kaay bi ni am na kenn ku ñàkk bakkanam waaye itam limba ca ak kaayu deng ya ma ngay yokkum am na ñeent fukki cas ak benn yoo xam léegi feeñ na am na tamit 31 cas fe nga xam mooy ca Kokkim 6 cas ca Rosso ak benn cas ca Louga ministre bi dénk pajog fagaru moom nee ñu ma nga ca xeex ba ngir fexe ba dakkal deng ji ci biir réewum Sénégal léegi que moom dafa xëyam làmb ci biir réew mi yëgle kaay bi nim fi ñu toll ni ëngam loogu mag doon na am ca arène nationale bi waxtaane làmb moo ko taxoon a jóg nus moo def daal ba déggoo am yëgle kaay bi ni lan proposé gu nag mooy nan tas CNG indi fi ab fédération bi saytu làmb ndax gis na ni coow li bari na ci lool donte sax moom les écoles ñëw na ci beneen espion bu mag bu am ci réew mi yëgle kaay bi ni France dem mi ngi espionné Sénégal Rufisque Game la samp antenne yu mag yoo xam te ne bi bépp téléphone wala képp kuy envoyé message da koy capté di xam loo cay wax yëgle kaay bi ni am na sax benn sous-marin boo xam te ne bi mi ngi ci waxu Sénégal yi di saytu ak yëddu li nga xam mooy Afrique sowu jant lépp France moo koy def lam ci bëgg nag mooy nee na gën a teg loxoom ci déndub Afrique bi rawat na Sénégal ak Afrique bi nga xam mooy Afrique de l'Ouest. jërëjëf Modou Mbacké. waaw kay waaw kon kañ la ñuy am suñu liberté ñun indépendance bi nga xamante ne amoon nañ ko ci jamonoy 60 ak léegi. waaw muy lu doy waar nag ndax bu ñu xoolee daanaka dafa mel ni. dëgg la France nee na jox nañu indépendance bi fi général de Gaulle ñëwee. bi ñu ko koy réclamé 1958 ba 60 ñu tàmbali koo célébré waaye booy xool ñi fi ne ci ay njiitum réew dafa mel ni seen lëkkaloog tubaab bi dafa des lu bëree bari. li koy firndeel mooy gis nga accord yi pétrole ci wàllum gaz ay entreprise française ñi ngi fi am fi doole lool boo jëlee wàllum télécommunication nga jël poorum Ndakaaru nga jël lu bëree bari ba tey ñu ne la ñu ngi fi espionné di ñu yëddu samp fi ab sous-marin ak ay antennes yoo xam te ne bi day yëddu Sénégal di yëddu Afrique loolu day wane daal ba léegi kon buumu njàm gi ñu ngi ko gàll sunu baat donte ñu ngi bëgg mu dañ waaye ba léegi daal ñoo des na xambin xaw ma kañ la fi nooteel di jóg de xam naa bu fekkee ñu ngi lay saytu ci loo dugg lu ne ñu mën koo xam doy na waar loolu xaw a yéeme torop mu des rek fulla ak fayda bi nga xam ñoo ko war amal suñu bopp ñun ndax nag am réew bu amee 60 ans yoo xam am nga indépendance dangaa war a dem ci maturité maanaam wane sa bopp que ni léegi kilifteef léegi màgg naa samay doom jàng nañu man nañu sama réew maa koy doxalal sama bopp liñ lay joxoñ naa la aw fa nga bañ caa jaar nga dox sa yoonu bopp moom sa bopp demal sa bopp day tax ëllëg nga mën a moom sa bopp ci wàllum koom-koom. jërëjëf Niang kon yàlla na sa jàmm yàgg. tabaarkalla yow yaa dàq sant ci kër gi. ñu lay gërëm bu baax merci beaucoup loolu dëgg la merci. jërëjëf merci. kon nag kon mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci kàttanu yàlla rek laaj mbokk yi seen gis-gis yi li nga xamante ne moom la ñu am tey ci revue bi Oustaz Mohamed ana naka nga ko jàngatee. waa soxna Adja Maman na ngeen def ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal. di leen ñaanal yàlla na yéen bi oyof. yàlla na toogaay bi rafet. incha allah. di nuyu mbokk yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ñëpp di nuyu sama naataango yi ma bokkal plateau bi. kii li ci yéenekaay yi li may njëkk a tàmbalee mooy feebar boobu nga xam ne moo commencé lëmbe réew mi. ñu koy wax muy dengue. ñuy wax ne feeñ na ci
Touba et suñu waxee Touba ci jamono yi mu feeñ mu ngi nekk ci jamono joo xamante ne Sénégal gépp ñoo jëm wuy ji woote Cheikh Ahmadou Bamba ci 18 safar loolu di wane que ni autorités yi surtout ñu ŋànk wàllu wér-gi-yaram war nañoo gën a farlu ci xeex ki nga xamante ne moom la ñuy xeex li nga xamante ne mooy feebar woowu xamal nit ñi loolu mooy ban feebar parce que tout récemment maa ngi dégg ñu doon waxtaane feebar boobu nga dégg ku lay laaj loolu mooy lan bu ko defee nit ñi xam feebar bi mooy lan ak yan matuwaay lañ war a jël pour mun cee mucc ba comme que nit ñi mënuñoo ñàkk a dem ci bërëb boobu nañu fexe ba bu ñuy demee bu ñu ñëwaatee lépp feebar bi fu mu war a yem mu yem fa di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal na yàlla musal réew mi ci mbooleem feebar su bon comme ni ko sang bi sallallahu alayhi wa sallam daan waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa bu yeewu waan daan na am ñaan bu muy ñaan yàlla subhaanahu wa taala di wax yàlla yal na mu musal ci feebaru sangam ci feebar sangam ci feebar sangam mu nekk ay feebar yu bëri mais lim ko doon tëjee ak mbooleem si feebar su bon yal na ma ci muccal kon yàlla na ci yàlla subhaanahu wa taala muccal li nga xamante ne mooy réew mi ñaareel bi mooy li jëm ci wàllu espionnage bi nga xamante ne moom la ñu wax ni français yi ñu ngi koy def xam nga su fekkente ne sàmmkat bi dañ ko jël pour mu sàmm gétt gi mu jël gétt gi dem sànni ko ci paxu till bu boobaa dee suñu yedd till bi bu fekkente ne fàdd na benn xar ci biir gétt gi li waykatu arab ba waxoon laa yulaamu dhibu fi udwaanihi in yakun raa'i aduwal ganam till bi dee su ko ŋàññ ci fàdd ga mu fàdd gétt gi bu fekkente ne berger bi sàmmkat bi moom moo dem allié wu ak ki nga xamante ne moom mooy kii ak ki nga xamante ne mooy till bi suñuy gouvernement suñuy autorité jàpp nañ ne kenn ku nekk ci ñoom munta toog fa mu toog bu fekkente ni par exemple wax bi wolof di wax ne peccum liir bu neexee yaay jaay jàpp ci wagg ya ñoom jàpp nañ ne seenu pecc munta neex lu dul ne France dafa téye wala les occidentaux dañoo téye ci seeni wagg en tout cas dignité humaine war na tax nit ki mën a am liberté am kenn du ko yeddu ci la muy def en tout cas jot na il est temps comme ni ko Modou Mbacke waxee ñu am nag li nga xamante ne mooy sunuy fulla goo xamante ne gëm sunu bopp parce que suñuy puukaréewoo di wax ne depuis 1960 ba léegi ay at la yu làqu kon war nañoo gën a taxaw amoon na njiitu réew moo xamante ne jaar na fi defoon na ci ay jéego mais malheureusement bi ñu ñëwaatee dañoo sànneeku waat ci paxu li nga xamante ne mooy till bi fi may jaanalee bàyyi sama naataango yi ñu wax mooy li jëm ci wàllu bor bi ñuy wax ne Sénégal boo jëlee 60% ci budget bi presque ay bor la bu fekkente ni li ñuy dundee bor la bi maanaam génération yii nga xamante ne ñooy ñëw du ñu defee lu dul li nga xamante ne mooy di fay bor xawma ñaari doxalin yooyu naka la mën a àndee yootu émergence ak def loo xamante ni doo mën a moom sa bopp parce que arab dafay wax ne bor lenn la ci buumuy jaam bor lenn la ci buumuy jaam tax na ba boroom xam-xam yi di wax ni nit boo amelee nit bor war a dem Makka te Makka ni mu fonke ni mu fooree ci lislaam waroo dem lu dul ki nga amal bor daf laa libéré ne la demal bu la waxee bul dem waroo dem kon bor lenn la ci buumuy jaam en tout cas réew moo xamante ni réew yi développé yëpp li ñuy gën a yittewoo mooy wàññi seen taux de dette yi pour que ñu mun a teg si yoonuk li nga xamante ne mooy développement ak émergence yàlla na yàlla defal ñu tax macha allah gis-gis bi rafet na fa tabaarakallaa ni nga ko waxee noonu la bor moom ku ko am ku ne jàppal ne dañu laa tënk waaw dañu laa tënk loolu lu am solo la macha allah kon Djibril ana sa gis-gis ci revue de presse bi waaw jërëjëf soxna mama ginnaaw bi ñu la nuyoo dañuy nuyu tamit ñu toogal bokk ak ñoom plateau bi di am mbégte bu rëy tamit nar cee toog di li ñuy doore rek di wax ne lépp lu ñu fi wax rek yàlla na doon luy jëriñ askan wi amiin yaa rabbal aalamiin te tamit bu ñu juumee ci ay kàddu ci ndorteel yàlla na ñu jéggal te xam ne ay ndongo yu matadi rek ñoo fi toog fas yéene wax lu ci mat tamit ñu xam ne borom bi moom moo ci jàpp dëgg la di nag nuyu ñi ñuy seetaan également bu baax a baax revue de presse bi comme ni ko daanaka li fi oustaz wax
leneen loo ci dolli rek day gën a baax rek wante wax na lépp daanaka waaw li ma ci man tamit fi may dooree ngir mën koo feelu moom mooy révélation yi nga xamante ne ni Modou Mbacké junj na ko mooy ay révélation yoo xamante ne ni di ay mbóot yoo xamante ne ni homme politique yi commencé nañ di ko génne te dañu koy seetlu ci période bii nii bu ñuy jub si di dem ci ay élection dañuy seetlu képp koo xamante ne ni rek candidat nga ci da ngay commencé di génne lépp loo xam moo xam nga nekkoon ci administration bi génn ci wala nga nekk benn mer ngeem mu nekk loo xamante ni lu ñu war a moytandiku la di ci bàyyi xel ndaxte nit boo amee lenn loo xam ci dëkk bu ko génne ngir bëgg a féete ci kanam wala boo koy génne tamit nga xam ni nga koy waxee wala nga gëstu ba mu leer waaye ñoom ku ci génne dara danaan dégg naa ko ci presse bi wala dégg naa wóorul kuy aspirer diriger ab réew balaa ngay wax dara day fekk nga gëstu ko càmbar ko ba mu leer la naa ñi ngay soog a wax ci noonu day tax ma ñëwaat ci li nga xamante ne ni moom la Modou Mbacké wax ba pare jaarale ko ci oustaz mooy Afrique li ñuy wax ne daanaka ñun ñëpp année 60 yi la ñu am indépendance waaye ba tey boo xoolee suñuy mbagg dañ cee jàpp maanaam dañuy wommat lan moo waral lu ni mel kon nag jot na fi mu toll nii laaj boobee ñu jéem cee wut ay tontu ndaxte comme di tubaab bi di wax prendre sa destin en main jot na fi mu toll nii Afrique mën a téye li nga xamante ne ni moom mooy ay meññeefam ay ressources am ngir mën a développer lenn rek la laaj xalaat wu yaatu ba noppi tamit gëm suñu bopp defe naa ne jot na daal ñu tontu ci laaj boobu beneen bi mooy maladie bi mu wax mooy dengue bi nekk na lu doy waar ci jamono joo xamante ne ni ñëpp a ngi ci safar gi di waajal dem ca dëkk bu sell ba di Touba dengue feeñ fa gis nañu sax ne mu nga Fatick gannaaw ba mu jugee Fatick ñu ngi koy dégg Richard Toll itam waaye Touba ga nga xamante ne ni mbooloo mu takku fas yéene nañ faa dem ñu dem ba am kenn koo xamante ne ni sax dégg ci xibaar yi ñàkk na fa bakkanam ci feebar bi mu doon mbas moo xamante ne ni jot na fi mu toll nii autorités yi jël ci ay matuwaay ci nu mu gën a muccee ayib waaye tamit autorités yi jël ci ay matuwaay tamit teewul ñun askan wi war nañoo xoolaat ndaxte am na communication yi peut-être doyul bu baax comme ni mu ko waxee ndaxte loolu moom défaut la ci ñun suñum réew ci Sénégal mooy lan communication bi fii ak demul ba commencé sonal nit ñi rek duñ ci def support de communication yi duñ ko utiliser pour mun di yëgal nit ñi feebar bi wax leen niñ koy moytandikoo yenn nag yu demee noonu mais teewul tamit nit da nga war di gëstu ndax fi ñu toll la jamono moo ko laaj fu xarala yu yees yi demee bay di joxe xibaar yi kon jot na askan wi tamit ñoom ñu xam lan mooy dengue lan moo ko mën a moytandiku ak tamit bu fekkente ne dal na nit ki naka la ñuy def ba mu mun a wàññeeku ndaxte fu ay mbooloo yu bëri war a dem jot na nag ñu xoolaat bu baax a baax naka la ñu mën a def defe naa ne daal ci tënk bu bañ a yaatal gën a guddal defe naa ne loolu moo ma gën a marqué daal ci revue de presse bi ci li ma ci dégg am na solo Djibril jërëjëf sa xalaat rafet na fa tabaaraka la am na solo mbay si say oom nag dañ ko tàmbali kenn ku nekk jël sa matuwaay ci teel ndax nag am na loo xamante ne kenn du ko defal kenn ñoo raxas sa loxo setalal fii defalal nit ki moo koy defaral boppam kon jot na pour ñu jël matuwaay mbay si say oom kon nag jërëjëf ñu ñëw jàll ak ki nga xamante rek mooy Seydina Omar ñu ngi lay tatagal yow tamit gannaaw boo nuyoo ñu nga ñëwal ñi sa xalaat sa gis-gis ci li nga xamante ne moom la revue bi indi tey macha allah soxna Mariba maa ngi am mbégte ñu bokk plateau ak yow plateau alhamdulilah donte ay at yu bare bëri nag alhamdulilah suivre à travers RDV mais damay rebondir tuuti loo xam ne ñëw ci sax duma ci sawar ci suñu ñàkk ñëpp ma jaale leen ko ndax defal naa ko ay plateau spécial te fu ma yëngatu mais nag pour la première fois mu jógee fii ak léegi ma ñëw participer ci émission dénkaan maa ngi koy jaale ñëpp bëgguma ca sori di leen nuyu waa Tëngéej ma bokk ak Jibril mi di leen jox itam kon ay lébu ngeen c'est ça alab lébu ay lébu lañu kon nag ñu ngi waa Tëngéej yëpp ak Bargny Mouhamed am na ci benn touche am na ci benn touche voilà di nuyu waa Tëngéej yëpp kon di leen jox ci nuyoo waa Tëngéej di ko jiital ki nga xam ni moo di Mbaye Guissé macha allah di suma xarit di tey rek génn ma fii macha allah fi mu la génn am na solo lool tabarakallah Marie le revue de presse bi indi surtout nag ci affaire u dengue bi dafa naa ne fu jar a taxaw ndaxte li mu tombeel la Jibril wax na ko léegi
ñu war a wàcc ñun ñëpp dem màggali kon ay mbooloo yu bari dañ fay daje mais Jibril wax na ko yow nga ñëw feelu ko oustaz tamit junj na ko lu am solo la dëgg la autorités yi ñu ne ñoo war a def lii ñoo war a def naa autorité ñoo war a def lépp mais dañu war a xam ne nit ki jëkk a nekk kilifaam mooy boppam d'abord nit ki boppam moo jëkk a nekk kilifaam da ngay njëkk a yilif sa bopp balaa ñu la yilif ci jël sa ay responsabilité kon loolu nañ ko bàyyi xel kon ñoo ngi interpellé waa Touba ñi nga xam ne ñooy daloo gan ñi ak gan ñi nga xam ne ñooy ñëw waa Touba ci li leen di interpellé dafa am benn fait bu particulier boo xam ne dëkk boo xam xëj na dem am na fa mais Touba la gën a bari muy lu ñuy wax ay bassin nga xam ne comme ñoom dañuy recevoir ay nit te ndox dafay faral di manqué lu bari bassin yooyu nañ ko surveiller parce que nag deng li nga yoo bi nga xam ne moo koy joxe du dund ci ndox mu salté par rapport ak anophèle loolu nañ ko bàyyi xel anophèle bi joxe sibbiru mën na dund n'importe où mais deng yoo bi nga xam ne moo koy joxe moustique boobu ci ndox mu set lay dund loolu nañ ko bàyyi xel kon bassin yooyu nga xam ne dañ koy root di ci def réserve d'eau pour teral gan ñi nañ ko bàyyi xel di ko toppatoo à tout moment ñiy dem Touba itam nañ jël seen destin en main comme ni ngeen ko waxee bu ñu demee nañu yóbbaale ay moustiquaires parce que tëdd ci biti dafay yomb foofu parce que ñëpp duñu xaj ci biir néeg bi pour bañ a guddal li may ñëw tamit di ko wax ci affaire li nga xam ne mooy moom suñ bopp ci par rapport ak ñi nga xam ne ñoo ñu colonisé woon Mama Marie nit ki fekk mënagul boppam du mën a moom boppam te ñun nag boobu ba léegi mënaguñu suñu bopp bi nga xamee ne dañ ñoo noot alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne sax ñoom Seydi Hadj Malick ñoom Khadim Moustapha ñu ngi foon mais sinon nit ñu noté woon ci wàllu économie ci wàllu koom ni leen ñu naroon noote ci wàllu diine parce que commencé woon nañu wax évaluation soo demee ci Petite Côte la fa bëri ay catholique parce que foofu dañ fa dominé woon heureusement mais nag yeneen yëpp nag dañu cee noot kon indépendance bi ci làmb yi rek la nekk foog ñu mën suñu bopp moo tax ñoo ngi bàyyiloo woy politique yi comme ni ko Jibi waxee suñu demee ba pétrole gaz feeñ fi ñu xalaata am koom bu ñu moomee suñu bopp waaye ñu gis ne daañu ci dugal politique ba xajamal ko ba amaana sax mu nar a indi musiba nañ ci bàyyi xel te nag wax dëgg yàlla dañoo wax ni xuloo ba ca teen ba gars yi amul baax la dans 5 mois ñu def ay élection opposition bi kay nañu tekk rek jeex na bés bi kat accès ba pare su ko defee ñu sanctionné ko bu fekkee ne loolu lañ bëgg bu fekkee ne tamit ñeneen bëgg nañ mu des fi ci jàmm ak salaam coow li jeex jërëjëf rafet na fa tubaarakallaa li ci gën a métti mooy jamono yi dañu jàpp ne ñun africain wala boog ñun nit ku ñuul mënuñoo demal suñu bopp te nag aka ñoo mën a dem ndax ku root ku ne fii nga rootee bu ngeen xoolee li nekk ci àdduna bi yëpp lu fi dox rek boo seetloo Afrique lay jógee waaw wala loxoy africain yi ca kon loolu xam ne mën nañoo demal suñu bopp nag soxna wa kon sa gis-gis fa tubaarakallaa ci revue bi maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma bokk plateau bi di nuyu tamit téléspectateur u DTV yi yéene kaay yi moom fi may tàmbalee rek mooy scandale bi nga xam ne nee nañ gis nañ ko ci SDE jotuñu expliquer nag carrément scandale bi lan la mais daal lenn moom mun naa ko wax mooy nit buñ la dénkee bërëb da nga war a xam ne fii ñu la dénk moomoo ko rawatina mu nekk alalu askan bi nga xam ne kat lii man moom ma ko alalu askan bi la te alal bi ñu la dénk da nga ko war a sàmm parce que waroo jaawale poche askan bi ak yow sa poche parce que bu ñu demee ba SDE ñi naan dañ fa gis ay scandale ak facture yi nu mu chéré ak tout le temps coupure yi ñuy nekkee coupure d'eau yi ñuy nekkee bu ci mucc rek mooy temps yële nga xam ne yàggoon na loolu defoon ay weer ba nit ñi tokk ndox sax amuñu ko woon seen robinet yi ñu toog ba ñuy dégg ñu naan ay am nañ ay scandale ñun ñi di askan bi daf ñuy jaaxal loolu rawatina nga xam ne coupure day am ba pare facture yi ñëw gën a cher kon luñ ci mën a def rek ba leeral lépp ba teg loxo ñi nga xam ne ñooy def ñaawteef yooyu ba ni mën leen teg daan loolu dinañu neex torop ma jógee ci loolu di leen fekk si rek di sama naataangoo yi wax ci wàllum deng bi parce que tamit dëgg la ñun population bi war nañ mën a jël suñu matuwaay mais tamit nguur bi tamit daf ci nekkal population bi parce que bu jékki-jékkee ñu ne am na benn épidémie bu am wala am benn feebar bu am ni am na feebar boo xam ne am na signes yi nii lay def bu la dalee nii lay mel booy jël sa matuwaay nii nga war a def pour précaution yi pour mu war a dal ak expliquer lan mooy feebar bi tamit parce que nit ñi ngi dégg deng mais xamuñu sax lan mooy deng dañ koy dégg nii rek ci nit ñi di ko wax mais xamuñu ko te sénégalais ñoo amul habitude di laajte maa ngi wala di gëstu maa ngi dégg feebar bi wala ma dem laajte lan mooy feebar wala ma xam lan mooy feebar bi déedéet damay toog parce que daluma rek man maa ngi à l'aise nekk sama jàmm mais au moins ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu surtout ñi nga xam ne
ñoo yor wàllum li nga xam ne mooy santé ñoo war a commencer loolu def ay sensibilisation xamal nit ñi lan mooy feebar bi xam signes yi xam na nga war a def ba bu la dalee peut-être soins yu njëkk yi bu fekkee mën nañ ko am parce que moment bii moom ñu ne Touba gis nañ ko fa ba am ku si ñàkk bakkanam loolu daf dañuy tiital parce que foo xam ne moom fu mu ne nii moins d'une semaine ay milliers de personnes ñoo nar a dem Touba te ña fay dem xamuñu sax lan mooy feebar bi xamuñu lan moo koy joxe kon bu ñu demee ba foofu mën na leen a dal facilement te bu ñu ñibbisee feebar bi mën na gën a law di ci profito tamit di sensibiliser chauffeurs yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci yoon bi commencé di dem di nga xam ne mooy Touba niñ koy defee at bu nekk rek di lañ wax nañu daw nànk dal nànk parce que yoon bi yàqamti li sa wërsëg bi nga war a lekk moom rek nga war a lekk jarul ngay course jarul ngay veiller toute la nuit wala toute une journée bañ a nelaw yaakaar ne boo njëkkee foofu de plus ngay gagné déedéet sa wërsëg rek ngay gagné sama mbokk jigéen yi tamit di leen wax nañu yiwal rek ñu yeggee ci bërëb ba am na solo Yembe jërëjëf rafet na fa tabarakallah ci biir loolu sax la ñuy àndee seetaan élément bi nga xamante ni ñu ngi ko am ci deng bi kon ñu ànd seetaan ko man dégg rek laa si am xaw ma ko nag feebaru deng xaw ma ko de dama koo dégg rek non xaw ma ko li ni mel di firndeel ni que ñu bëri ci askan wi daanaka xamuñu feebar bi di dengue moom nag dafa méngoo ko li di grippe ndaxte soo ko amee sa yaram day jékki-jékki tàng jër ngay ñàkk di am ay métitu bët yenn ci yu mel noonu mën na gën a yokk ba indi ay jafe-jafe nit ki sax mën na ci faatu loolee la ñuy woowee dengue sévère ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre bi ñu jugee nemmeeku nañ lu tolloo ko fukk ak benn nit yoo xam ne dañ ko am ca Louga li ni mel tiital loolu ñenn ci askan wi na xamuñu lan mooy feebar bi ak lan moo koy joxe. damay tiit kay parce que feebar boo xamul te nga dégg ne am na di nga tiit parce que xamoo naka lay wàllee xamoo noo war a fajoo loolu di ngay tiit. waaw damay tiit parce que bu yàggee tamit fii lay egsi rek il faut ñu jàpp ci rek. dengue nekk na ab feebar boo xam ne matt yoo moo koy joxe yenn saay mën nga ko am sax te doo ko xam ñu ci bëri di ñaan nguur gi mu gën a ñaax askan wi. war nañ ñu gën a ñaax ñi ko xam ñu gën ci fagaru. pour dimbali ñu daal balaa muy egsi. ndax mu jàppale ñu ci sensibiliser population bi ba ñu xam feebar bi ndax comme ça ñu ci nekk mën a faju mën a xam lan mooy feebar bi. wañ see gën a jàppale bu baax ak affaire yi ni ñuy gën a am courage ñëw faju tamit ci la bokk. ci ab communiqué ministère bi yor wàllu wér yaram mu naan jël na matuwaayam yëpp ngir tàmbali xeex bi ca Louga ak it gën a ñaax askan wi ci yan matuwaay lañ mën a jël ngir mën a fagaru ci feebar bi ministère bi di digal askan wi ñu tey ndaxte feebar bi ñoo ngi koy nemmeeku bu baax ca Louga ngir mën a am yeneen i xibaar mu leen di ñaan ñu jege région médicale yi. jërëjëf mbokk yi kon mi ngi noonu yéen a ko gisandoo kenn xamul feebar bi lan la ak lan la wund ak naka lay ñëwee daanaka DTV indil na leen kon ci li ngeen jot a for ni nga xamante ni moom la jàngoro bi di lawee ak naka lay dalee set nag la ñu laaj mbokk yi ndax xam ngeen ni yow moom ku ko dégg ku ne xam nga ni tilim ngay wax li ci gën a yéeme mooy li Seydina Omar wax léegi mu ne yow bi la boo xamante ni dafa bëri caprice ndax day taamu ndox mu set li ñu xamoon ci yow mooy ndox mu tilim ak poussière rek lëndëm waaye yow boo xamante ni daanaka mën nañu jàppee ni daal day lu set rek la bëgg kon dañoo gën a war a redoubler vigilance gën a góorgóorlu ci cet gi kon ana seen gis-gis ci loolu waaw man moom li may wax rek moo di ne li ma sof ci li may doon wax rek moo di ne société yi nga xamante ne ñooy gunge nit ñi ci biir màggal bi ñu jëm ak xew-xew yi nañu boole ci li ñuy distribuer moo xam seeni tampon lañ ciy def distribuer nit ñi li nga xamante ne mooy sànke bokk na li jëm ci wàllu taxawaay bi ñu war a taxawee ci aar askan parce que faw nit ñi dem coow li rek mooy Louga boo kii di Louga wax Touba parce que presque dañoo jege yantoo kon bu fekkente ne feeñ na Louga kii di ku wax Fatick xam ne wax nga Touba suñu jugee ci Touba Rabi al Awal mooy ñëw mooy weeru gàmm après 2 semaines
2 semaines màggal bi rek ñu duggaat ci gàmmu gi en tout cas na ci ñëpp jàpp daal incha allah di ñaan yàlla na ko fa yàlla moo gën faju waaw bu ñu seetaanee élément bi léegi day firndeel ñu ñëpp lu ñu wax ne que mooy sénégalais xamuñu ko si élément bi ñu ngi wax ni waa ministère génnee nañ benn communiqué mais bu ñu mënee yokk rek seen wàllum sensibilisation xalaat ni màggal bi ñuy jëm ni nit ñi fay dem dafa bëri dina baax loolu parce que moom yow moom ku ko xam rek xam ne noo ci mën a muccee mooy moustiquaire ñu jéem a ci matuwaay yooyu rek dimbali ci askan bi dëgg la Omar macha allah waaw man li ma ciy wax rek mooy benn sensibilisation moo bëgg a def par rapport ak population bi. am na produit boo xam ni vraiment anti moustique la. cherul dara. li ñuy yóbbaale ci sëriñ màggal gi nañ ko ci boole. nga xam ni suñu demee comme dañuy toog ci biti ñu diw ko nga xam ni affaire bi du leen laal. d'accord leneen li ma ciy boole moo di. dëgg la na gouvernement sensibiliser d'accord naa mais man ni këru way taskatu xabaar yi fi nekk itam. seen rôle mooy ñu siiwal ay xabaar. kon ñoom tamit nañ def ni day TV ñu jël seen wàll ñoom itam def ay consacré ay émission spéciale yoo xam ne sensibilisation te doonte sax gouvernement dafa ko mais ñoom jël seen ay responsabilité bopp parce que loolu mooy seen rôle ci dëkk bi nañ jël seen responsabilité te def loolu am na solo Djibril waaw peut-être man lenn rek laay fi may gën a joxoñ baaraamu tuuma mooy sànq wax naa ci matuwaay yi ñu war a jël ak yooyu mais bi yoon ci nguur gi rek laay wax mooy lan ndaxte deng moom tur bi rek dégg ko rek daanaka deng moom waaw deng moom ci ki jàngul nasaraan ana la lay tekki xam nga Djibril sama benn xarit dafa dégg l'expression tu es vraiment deng mu ne ma kon deng day xaw a katakay de nga xam ni xamuñu billaay wallaay sama maam loolu la ma ndax feebaru dof la ma ne ko déedéet waaw deng moom defe naa ne boo déggee tur bi rek doy na waar daal mais en tout cas mbas moom feebar musul baax moo taxit ku dégg feebar rek baax na ñu yokk kaaraange gi mais également tamit ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy gouvernement bi du sax deng bi mooy tax may wax daf may permettre ma def benn transition pour wax ak ñoom ñëpp seen makkaan yëpp département yeeg ministères yi dañuy seetlu communication bi day des trop ci ministères yi jot na muy ministère bu mu mën di nekk information yi ñu koy joxe comme ni mu ko waree ba bu ñu bàyyi rek ba crise am wala ba benn épidémie wala phénomène am ñuy soog a wax nañuy wax di anticiper gouverner c'est prévoir man defe naa ne foofu rek laay. jërëjëf gouverner c'est prévoir ñu ñëw ak suñu beneen élément. jaaduwul loolee turu rapport bi nga xamee Human Rights Watch fésal na ko ngir ñaawlu bu baax nit ñi sàkkoo xale yu jigéen yi ci daara yu Sénégal yi ci ay cas yu bëri yu ñu nemmeeku gis nañ ni que jàngalekat yi dañuy jëfandikoo seen liggéey ngir mën a tëddee xale yi di ko weccoo ak xaalis wala note yu baax yenn ci yu mel noonu. En 2012, le gouvernement a reconnu la prévalence de la violence sexuelle et sexuelle. ci atum 2012 nag jàngat bi nga xamante ni gouvernement sénégalais wane na ko ci yenn ci école yi féete ci Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Dakar ak Grand Dakar 37% yoo xamante ni 731 jigéen ay victimes harcèlement sexuel 13% ñoo xamante ni ay victimes pédophilie lañu 14% ay jigéen yoo xamante ni bi ñu leen laajee li ñu xamale mooy dañ leen a violé 2% cas ñaawteef yi nga xamante ni enseignants yi def nañ ko. 2% des cas signalés, les enseignants étaient les premiers auteurs de ces crimes. ñàkk xam ñàkk waxtaan tax na ba tey ji ñu bëri ci xale jigéen yi nga xam ne ni dañ la ñuy sàkku dañuy noppi loolee tax ba li ñu mel day gën di yokk fii ci Sénégal. li ñuy ñaan waajur yi mooy ñuy waxtaan ak seen doom ne seen doom yi lii ak lii de waru la dal lii ak lii de ku la ko def ci mbedd bi wala ku la ko def fi ngay jàngee xamal ne abus la waru la ko def waru la raay waru la tàpp warul ñëw ci sa suufu nopp yi di am lu muy wax ak yow wala mu lay raay ak wala yenn yooyu di la tàpp ci ay fes ak yooyu noonu waxtaan ak waa école yi jàngalekat yi ndax dafa jot tey jàngalekat bu ñu ko tegee pour mu jàngal ay xale pour mu jàngal leen la mais pas pour mu en retour di sàkku xale bi wala di ko def loo xamante ne ni waru ko def ay lambaatu. tey jii nguur gi dafa wax a dugal ci programme école bi ay cours ngir jàngal leen wàllum éducation sexuelle li ni mel bokk na ci saafara gi nga xam ne IWA Sénégal mu ngi koy digle. dañoo seetlu que ne tey ci biir école yi am na ci yoo xamante ne yenn module yoo xam ne duñ ko jàngale maanaam xale bi boo ko jàngalee lan mooy yaramam nga jàngal ko lan moo xamante ne ni moo nekk en rapport ak loolu lépp lu ci warut a nekk wala lépp lu ko warut a laal rek mën na ko aar xale bi dina xam
que assistante sociale yi tey ñooy mën a jàppale xale bi bu amee lu ko metti xale bi bu amee lu mu dund loo xam ne warut a dund bu ñëwee ci assistante sociale bi dina ko mën a expliquer ne ko carrément man dama dund lii war a est-ce que war naa koo dund mu laaj ko def ay boîte à idées ci biir école bi dina permettre xale bi bu amee lu mu dund wala lu mu gis lu normalul mu bind ko sànni ko ci biir boîte à idée bi bu ko fa sànniwee responsable école bi day ñëw ubbi ko lire gis ne man de am na lu xew sama école bi mu jéem a jël ay solution. Human Rights Watch day def plaidoyer jëmale ko ci nguur gi ngir mu dàkkal fi noppi yi xale yi ñu sàkku di def ñuy gën di ñaax xale yi ñu dem boole ñi la ñuy def jëf yu ñaaw yooyu. jërëjëf ci communiqué Human Rights boobu ñoo ko déggandoo xale yi jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy am ci école yi ak jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy am entre élève ak professeur lu yéeme la nag xaw ma am na solo kon Jibi ana sa gis-gis ci loolu waaw peut-être nekk na benn rapport dafa am ku ne ci ligne bi ñu dal bismillah kon ñu ngi koy dalal madame Marie Sy bi mi ngi ci ligne bi ñu dalal Jibi jël ko salaamaaleykum asalaamaaleykum madame Sibi. maaleykum salaam. ba yaa ngi ci jàmm. jàmm rek jàmm. mu mel ni yow yaa yor kàddug ministère bi ñu dénk wàllu njàng meeg njàngale mi. waaw gis nañu xam naa du ñàkk sax seetaan nga élément bi ñu seetaan léegi nii ñu jëmle ko ci wàllu rapport Human Rights Watch. ñu bëggoon rek yow sa jàngat ndaxte gis nañ ne yéen bi rapport bi génnee teguñ ci diir yéen tamit génne ngeen communiqué mel ni ñuy tontu ñi génne rapport bi est-ce que mën ngaa ñëwaat ci tontu yooyu waaw lii di ministère éducation tontu ci rapport bi lu leer la li ñuy wax mooy benn mënuloo jël 164 xale yu jigéen nga ne waxtaan naa xale yu jigéen ñi ci école Sénégal yi nee nañu dañ leen di nokkatu te jàngalekat yee leen di nokkatu alors que Sénégal li mu am ci ay xale yu jigéen yu nekk ci collège yi tey 544 775 lañu. li leen di wax mooy njàngat dafa am yoon. dafa am base scientifique bu mu war a tegu. da ngay wax nit ñi naka nga def sa échantillonnage ñi nga tànn naka nga leen tànni. lan moo tax nga tànn leen nga ne yow dugg nga ci fukki collège ak ñeent ci dëkk bu am lu ëpp juróom benn téeméeri collège nga ne dugg nga ci juróom ñetti lycée ci dëkk bu nga xam ne bii li fi nekk ci ay lycée ëpp na juróom fukk léegi may laaj rek ndax loolu nekk yenu na maanaa dëgg la gis dégg naa ay réaction yuy wax ne waaw rapport bi nii ñun li ñu wax mooy échantillonnage am gëmuñu ko li ñu wax mooy dimension scientifique bu rapport bi moom la ñu remettre en cause ndax li ñuy wax li xew ci kër yi xew ci mbedd mi moo am ci école yi waaye nag nañ ko jël aussi ak mesure mënuloo ne laaj naa diw mii nee na ma nangam loolu moo xew Sénégal yépp foo dem diñ fa fekk ñu baax diñ fa fekk ñu doy waar. waaw mais madame Sibi bi daal mooy base scientifique amul te warul tax ñu stigmatiser jàngalekatu Sénégal yépp mais madame Sibi waaw ñu bëri dañu wax ne rawatina ñi nga xamante ne nii sax ñoom ñooy ñi ci yëngu ñu ne yéen li tax ngeen génne bataaxal boobu ngir tontu waa Human Rights Watch mooy da ngeen di nekk dong di setal seen bopp pour bañ su ko defee enseignants yi bañ a mer. ñun objectivité la ñuy demee. gis nga rapport bi bu fekkoonte ne dafa tegu sur des bases scientifiques. nga ne ñu lii mooy réalité bi. ñun dañ koy nangu. mais nag lii ñu def nii pour salfaañe xelu nit ñi la. li ñu bëgg li nekk ci ginnaaw lii. te loolu li may waxal mooy ñi nga xam ne yaakaar nañ ne war nañoo mën a capter ay fonds ci loolu surtout ñooñu la ñuy waxal li nekk ci ginnaaw lii mooy xale yi primaire yi nga taxaw fa naan leen nii la ñuy sëyeeg li lay génn ci góor ak li lay génn ci jigéen teguwul fenn loolu lañ bëgg waa ñoom dañ àndul ak suñu ngën-ngën àndul ak suñu ay croyance culturelle nañ waxante dëgg du suñu cosaan du suñu aada du suñu ngëm-ngëm
mais am na ñuy wax ne tamit ba tey ne yéen ministère bi comme yeneen i réew yi ministère bu éducation bu Sénégal doon na di waxtaan ngir mën a dugal loolu ci njàngale mi ndaxam loolu comme que yow yaa yor kàddu ministère bi. est-ce que loolu am na ma yor kàddu ministère bi. ñi fa jot a ñëw ñu ngi may dégg. waaw. santé sexuelle complète bañ ko waxee ministre daf leen ne mënut a dugg ci suñu ay école am nañu suñu ay motuwaay yu ñuy jàngale xale yi ñu ñuy aare seen bopp. waaye xale primaire yi mënoo dugal santé sexuelle complète ci seen bopp loo leen di jàngale lu mu leen di jëriñ. kon leer na ñun bu ñu bëggee tàggat suñuy xale ci ñuy aar seen bopp. ñu ngi koy def. prof science de la vie et de la terre yaa ngi koy def prof économie familiale yaa ngi koy def. waaye toog ci école primaire yi naan yaa ngi ciy dugal nag sa dul noonu lu nga xam ne lii dafa safaanoo ak suñuy diine safaanoo ak suñu aada. ministère éducation waxuma sax ministère bi gouvernement bi du jël yooyu risque xalaatuñ ko biñ fi ñëwee ministre wax na leen carrément liñ xalaat ci loolu. xanaa balaa ma lay bàyyee waaw coalition bi yëpp ñu ngay dégg. alors madame Siby balaa ma lay bàyyi xëy na maman Ba bu dee dafa am moom tamit laaj wala ñi fi toog. am na solo xëy na rek ma laaj la lenn lu mujj. mooy yéen itam ndax fas yéene ngeen a def ab gëstu. ndaxte donte ne weddiwu leen carrément ne am na ay xoqatal yu am ci diggante yi. xam nga ñoom. ndax yéen fas yéene ngeen a def ab rapport. dañoo fekk ñuy liggéey ci loolu. ah ok. liggéey ci loolu ñoom xam nañ ne ñun ñu ngi ciy liggéey. foo dégg di nga dégg ñu ne la amaguñu ay données yu fiable ci loolu. terewul nag matuwaay yi teg nañ ko. li ma bëgg a wax mooy loolu bu dee am na xam nga lan mooy problème yi. système éducatif bi tey. dénonciation moo dul am bu fekkoonte ne da nga gis ku def naka sa dul noonu nga boole ko parce que képp ku nga xam ne sa dossier yegg si na ministère sanctionné nañ la. protégé wuñu benn jàngalekat mais duñu nangu aussi ñu jël ay wax ñu ñaaw di ko teg ci jàngalekat yépp ci kaw loo xam ne lii teguwul fenn. loolu lañ leen wax ñun protégé wuñu jàngalekat yi mais dëgg aussi dañuy bëgg muy jib li xew ci kër yi moom laa wax moo nekk ci mbedd moo nekk ci école yi foo fekk nit ñu baax di nga fekk nit ñu bon ñaari nit ñu bon ci téeméeri nit ñu baax nag duñu tax nga yàq deru ñëpp ñun loolu lañ leen wax. jaajëf madame Siby ci des nag mooy santé secteur bi moom xalaatuñ koo dugal ci école yi loolu moom leer na waaw am na solo su fekkente ne maman ba rek amul lu mu koy kii rek mën nañ ko ñu ngi lay jaajëfal bu baax di nuyu monsieur le ministre nee ko nag soxla nañ ko benn plateau fii waaw incha allah dina ko dégg. jërëjëf jërëjëf madame Siby moom moo yor kàddug makkaan gi ñu dénk wàllu njàng mekk njàngale mi defe naa ni indi na ci ay leeral ci li nga xamante ne ni moom moo nekk jamono ji di lëmbee un peu surtout réew mi ci wàllu njàng meek njàngale bi ndaxte rapport bi ñëw na jur coow lu bëri jàngalekat yi maanaam mën nañ ko waxee ci niñ koy waxee ci tubaab déchiré rapport bi maanaam xotti nanguñu benn yoon d'accord ci li rapport bi wax ne dafa am ci l'école yi ñu ñuy faral di xoqatal ak a sàkku ngir mën di leen jox ay notes wala lekk wala yu demee noonu ba noppi mais ñoom li ñu def mooy lu toll ci téeméer rek juróom-benn fukk ak ñeent ci ay ndongo yu jigéen rek la ñu laaj di lu ministère de l'éducation nationale daal di bañ tëdd ca naaj bu tàng ba parents d'élèves yi tamit ñoom ñu ngay ñaxtu ne ñoom tamit ci côté yi professeurs yi la ñu ànd waaye ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ONG bi ak ñi yëngatu ci wàllu aar ak yelleefu doomi aadama yi rawatina tuut tànk yi di maanaam jàngum jigéen ñi ci tuut tànk yi ñoom ñu ngi wéy di wax ne harcèlement yooyu am na defe naa ne ci tënk loolu mooy li nekk ci rapport bi laajte yi laaj yi ñu doon soxla woon di xam ndax njàngale mi dañ ciy dugal harcèlement bi am déet wala ak wàllu jàng sexualité surtout ci ndaw ñi defe naa ne indi na ci ay leeral maman Ba. am na solo ji bi am na solo seulement mbir bu jógee dañu koy saytu. teg ko ci taabal bi xool li ci nopp mën a dégg. ak li nga xamante ni gis-gis la ñu waxtaane ko. pour man communiqué bi. am na ci peut-être yoo xamante ni ñoom nee nañu amul. waaye am na ci yoo xamante ni baax na pour ñu seetlu ko. parce que am na si daam bu wax ni nañuy fexe xale yi ñu wutal leen benn boîte boo xamante ni. kenn ku ci nekk mën nga ciy dugal sa xalaat maanaam lu mel ni su fekkee ñu ngi lay sàkku wala su fekkee am na ku lay xoqatal mbaa ñu ngi lay bundu xatal nga bind ko ci kayit dugal ko ci bu ko defee bu ñëpp bindee du ñàkk ki nga xamante ni mooy seen njiit jël ko xool parce que xale yi am na ci loo xamante ni mënuñu ko wax même sa kër nga koy xoolee sa doom bien que am na ci ñoo xamante yar nañ seen doom lépp loo xamante ni seen doom mi ngi koy def dinañ ci waxtaan ak ñoom waaye am na famille yoo xamante ni dañu manqué communication
waaw lu mel ni xale yooyu foog ñu leen may chance au moins foo xamante dañuy exprimer wu bind seen xalaat dugal ko fa bu ko defee ñu xool lan la ñuy dund Omar noo ko gisee waaw ni ma ko jàngate mooy vraiment lu ci bëree bëri damay ànd à 100% ak ki nga xam ne moo di madame Sy bi parce que li mu wax tamit dëgg la xam nga kenn waxul ni amu fi mais nag échantillonnage bi ñu jël pourcentage bi faible na faible boo xam ni comme ni mu ko waxee loolu mënu ci tënku rek ba culpabiliser jàngalekat yépp donte nag du tere ñu réfléchir mémoire ñi nga xam ne ñooy recruter ay enseignants itam ñu xam ni dañu am modèle bu ñu war a recruter parce que mécanicien bi moteur bi la amal affaire menuisier bi bant bi la amal affaire électricien bi courant bi la amal affaire mais jàngalekat bi doomu aadama bi la amal affaire kon kooku warul nekk n'importe qui li mu wax itam ni lii ñuy def nii ñun ñëpp nañu taxaw jonn ni bu mu am démb rek maa ngi ciy waxtaan lu war a am la dañu war a taxaw xeex ko carrément ñu bañ a jël santé sexuelle boobu di ko dug li ñu tuddee santé sexuelle di ko dugal ci suñu ay njàng doom maman dafa am loo xam ni kenn du ko jàng dañ koy judduwaale yàlla moo ko mooñaale nit amul benn liir bu ñuy jàngal lekk amul benn liir bu ñuy jàngal dox amul benn liir bu ñuy jàngal nelaw liir day judd rek commencé toxamtu ko ñu jox ko ndox mu jàllale ko liir da ngay gëmantu nelaw kon yooyu c'est naturel noonu itam la nit di soxlaa sëy mu sëy na mu koy defee ak na muy étude kenn du ko jàngal ana kan moo wax doomam ni ko nii ak nii ba amul lu naturel luy ñëw la kon nañ ko bàyyi mu ñëw naturellement li garaaw nag moo di bu fekkee dañoo sàggan ba ñu indi ko suñu ay école dañ koy teel a dugal ci boppu xale yi te xam na ni même bu fekkee loolu dafa ànd ak doomu aadama dafa am étape bu muy ñëw ci dund doomu aadama xale bi bu mu juddoo moo xam góor la moo xam jigéen la ba keroog muy am puberté xamul luy loolu xamu ko il faut que muy jigéen fóot wala muy góor mu gént loolu doog a yeewu ci moom fekk na boobu nag yaroon nañ ko ci diine yaroon nañ ko ci ngor yaroon nañ ci aada ba li ko bakkanam di laaj am na lu bare bare du ko jox parce que dina tënk na ko wala aada tënk na ko mais fekkee ne dañu sàggan ba ñu indil ñu ko suñu éducation doom ñu bàyyi ko seen xel xamul lu ñuy dal li dal tubaab yi amatuñu diine amatuñu aada te man lii dama jàpp dafa am lu nekk ci gannaaw dañuy xeex diine dañuy xeex aada dañuy xeex cosaan kese rek moo nekk ci biir parce que tubaab ñoom amatuñu diine amatuñu aada qu'on se dise la vérité tey suñu demee ba ñu baree bari ci Europe wala yu baree bari di daganal sëyu góor ak góor wala di daganal sëyu jigéen ak jigéen wala réew mel ni Allemagne di daganal sëyu bàyyi ma ak doomu aadama c'est parce que ñoom am na loo xam ne dañ ko màggaale ba bi ñu nekkee magi jëmm am na lu garaawul ci ñoom loolu nag nañ fexe ba bu mu ñëw vraiment ci suñu réew mi lu ñu mën itam nañ ko xeex muy ku nekk ci média muy ku mu mën a doon muy nitu diine nañ ko xeex ba loolu bañ a am dinañ jàngale diine dina jàngale sexualité Oustaz Mouhamed mu ngi fi dina ma ko confirmer mais dañuy bàyyi ba mu nekk muskallaf te su boobaa itam la ñu koy jàngal mooy li ñu wax ni éducation diine islam def na éducation sexuelle la ma koy jàngal mooy li la sa bakkan di laaj ci biir néegu sëy bi am na lu ci dagan defal am na lu ci daganul bàyyil am na lu la sa bakkan di laaj nga yaakaar ne daganul dagan na defal loolu moo di éducation sexuelle islamique bi nga xam ne ne prophète bi ne yàlla yónni woon sa indi na ko waaye nag alxaya ulayaat ilaa bi xayri kerse du jur lu dul lu baax te kerse genn wàllu diine la Seydina Mohamed mais bu mu daan jàngale loolu am na aw jigéen suñu ñëwaan ci ñoom dañ wax ne dem leen ca Aïcha mu jàngal leen seen genn wàllu diine danga diggante jigéen ak jigéen am na loo xam ne mën nañ ko wax mais moom en tant que rijaal lu ko yàlla yónni am na loo xam ne doo koon wax wax dama bëgg jël xale bu tuuti nag te xale moom loo ko mooñaal rek moom day màggaleel vraiment daal la xaw la wala xuuta illa billahi alazim ci yu maa nag ñu mu àndal ci bi dafa mel ni am nañu beneen appel ci téléphone bi salaamaaleykum waaleykum salaam kooku Néné Fatou. Néné Fatou Mariko. Ba yaa ngi ci jàmm. sant bu baax a baax. ONG bi nu mu tuddati. IWA Sénégal Youth Women for Action. lan mooy li muy tekki wala li ko sabab. waaw kuréel bi benn kuréelu ndaw la. boo xam ne dañuy liggéey ak ndaw yi maanaam li ñu tax a jóg mooy xeex ak wëlleefu xale yu jigéen ñi. que ça soit au niveau national wala au niveau international. alors ñun ci wàllu plaidoyer li mu yëngu maanaam waxtaan ak kilifa yi ak ñëpp ñu ci biir dëkk bi nga xamante ne nii mën nañ ñu xeexal suñuy àq ak suñu yelleef kon leer na mu mel ni sës ngeen rëkk également ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo fësal boobu jàngat ba tax na am na ci yenn kàddu sax yoo ci jubal ci élément bi ñu jàllale léegi alors yow ji dégg nga sànq dafa mel ni li madame Sibi wax mooy dal na ci kaw boobee gëstu yéen ngeen nekk di appuyer waa ñi nga xamante ni ñoom ñoo fësal gëstu bi est-ce que mën nga cee ñëwaat.
waaw en fait ñun en tant que organisation de jeunesse gis nañu étude bi li am mooy tey en tant que organisation de jeunesse aussi bi nga xam ne dañuy xeex ak yëlefu doomu aadama ak yëlefu xale jigéen ñi ñu positionné aussi dañ ko ñaawlu trop parce que dañu xam ne tey suñu rakk yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yooyu nga xam ne def nañu étude bi effectivement ay victimes lañu alors ñu seetlu que ne tey Sénégal maslaa bi moo waral duñu wax li am ci biir dëkk bi alors sànq dégg naa ci commentaire yi maman bi di wax ne li xew ci école yi mooy li xew ci dëkk bi et je me dis que ne tey li xew ci dëkk bi te muy xew ci école bi te waru fa xew mais dañ ko war a dindi dañ ko war a ñaxtu dañu war a toog waxtaan ci pour régler problème bi tey suñu sœurs yooyu nga xam ne ay victimes lañu qu'est-ce qu'on devrait faire mooy que ñu jël ay mesures ba nga xam ne benn xale bu jigéen dootul nekk victime ci yenn cas d'harcèlement yi au niveau scolaire parce que tey waajur boo gis dafa jël doomam yóbbu ko école pour mu jàng pour mu saytu fa ay xam-xam léegi bu fekkee yow sa doom dafay dem du fa nekk à l'aise ñu koy harceler di ko wax yenn wax yi wala di ko làmbaatu wala di ko def ay promesses alors ça reste à voir. mais nee na Fatou. waaw. gars yi ñoom rapport bi méttiwu leen carrément mais anam gi ngeen ko defee moom la ñu xaw a ñaawlu ndaxte lu toll ci ay junni ndongo yu nekk ci réew mi 14 régions nekk fi gars yi tànn ñeent rek côté Ziguinchor Sédhiou Kolda ak tuuti Ndakaaru daal di fësal jël téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ci ay jigéen daal di leen laaj rek pare publier benn rapport loolu mooy li metti enseignants yi est-ce que tamit nekkul ne rapport bi waroon ngeen cee gën a gëstu ba xam ni muy mujjee ngeen di soog a fësal. alors man personnellement ñi def rapport bi. waaw. c'est des personnes yoo xamante ne dañoo qualifié ci li ñuy def. alors ñuy remettre en cause aussi rapport bi am nañ droit remettre ko ku nekk ak sa position la parce que étude boo gis da ngay gis ku ci ànd ak ku ci àndul. alors par rapport ak échantillonnage bi aussi man je pense que ne rapport bi wax na ko nee na dañu war a gën a yaatal étude bi maanaam tey ñoom jot nañu def benn échantillonnage mais c'est au gouvernement de revenir tey delluwaat ci étude bi gën a approfondir génnee ay faits réels alors mais boo seetee aussi ci ciblage bi zone yi ñu ciblé mais effectivement loolu moo fa am. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu des messages ay enseignants ñu naan ma effectivement zone bi ñi nga xam ne dañoo def étude bi fa lañ dem mais am na fa. alors je me dis que aujourd'hui waruñu tëb rek di attaquer ay études mais dañu war a xool contenu bi fait bi xam ndax am na wala amul. et que tamit comme ñi def étude bi nee nañu dañu bëgg ci recommandation yi état bi jël ay engagement maanaam gën a xoolaat ñaxtuwaat ndax fait yi am na wala amul je pense que tey gouvernement bi li ñu war a def mooy. ci problème bi. waaw aussi tamit beneen affaire bi gën a metti gars yi mooy comme ni ñu ko waxee madame Sibi indi ci ay leeral mooy li ñu bëgg a dugal ci njàngaleem digg doom gi xale yu ndaw yi ñu commencé di leen jàngal ay wàllu sexe est-ce que loolu tamit nekkul yéen tamit dafa am ñoo xamante ni dañoo nekk ci ginnaaw seeni kuréel yooyu noonu ñoo xam dañuy ñëw pour xeex ay diine ndaxte lu sensible la wàllu éducation d'abord lu sensible la Sénégal wàllu aada ak cosaan ak sexe yi ñuy tudd. alors man li may mën a wax foofu mooy peut-être termes yi ñoo changé rek tey bu leen déggee ñu naan éducation à la santé de la reproduction éducation sexuelle autre man je pense que tey li ñu war a seet mooy éducation à la vie familiale déjà benn question rek laay laajte mooy que tey bu ñu demee ci école yi ñaata école nga fay fekk ñuy jàngale éducation à la vie familiale alors ci biir contenu éducation à la vie familiale boobu moom dañuy jàngal xale bu jigéen bi lan mooy yaramam am na yoo xamante ne nii buñ ko defee wala buñ ko tegee du yoon wala yoon la lii ak lii dañ koy jàngal en détail ne ko sa yaram bi kenn waru ko laal sa yaram sa bopp la c'est ton intimité physique. mais ñoom jàngale moomu dañ koy yóbbu ba 4e dañuy xaar ba 4e tombeek ndaw si commencé wala ku góor gi commencé nekk góor wala mu commencé nekk jigéen mais. voilà bu ñu wàccee tuuti moom day daal di doy waar de. alors peut-être wàccee bi mën nañ ko xoolaat man je pense que tey gouvernement bi mooy positionné wu ci ban niveau lañ ko bëgg jàngale mais problème bi mooy éducation à la vie familiale bi ñuy wax déjà am na école yoo xam ne boo demee biir Tambacounda wala Goudiry wala yeneen dëkk yi doo fa fekk dañ qu'on se dise la vérité da ngay dem yenn localité yoo xam ne wala yenn école yoo xamante ni dañuy am absence de professeur ci module boobu module bi nga xam ne peut-être dina jàngal xale bi lan mooy yaramam ak yenn anam yu mën a moytu
alors ci leneen bi mu bëgg revenir mooy par rapport ak boîte à idées bi ma wax bi je pense que c'est très important waaw ñu jeexalee foofu tey boîte à idées bu ñu ko tegee ci biir école yi benn kees rek comme ni ñu ko daan defee bi ñu nekkee xale teg benn kees mais xale yi képp ku am lu la metti wala lu la nakari bind ko nga sànni ko ci biir kees bi et que aussi responsable établissement yi jël seen responsabilité ba nga xam ne tey bu ñu identifier ay yenn cas suspects ñu mën a remonter information bi alors on n'accuse pas tous les enseignants ñun on se base juste ci étude bi nga xam ne gis nañ ko ñun en tant que responsable d'organisation de jeunes ci di xeex ci lépp loo xam ne droit aux jeunes filles la ñu jóg prononcé wu ci alors peut-être yéen a ngi gis vidéo bi alors vidéo bi ñu def noonu ça relate juste le vécu des filles victimes alors mu doon loo xam ne ni dafa triste am na ñu bëri ñuy accusé ne waa vidéo bi ngeen def c'est pas vrai dugg na fii génn na fi mais vidéo bi boo ci xoolee on s'est basé sur des cas yi nga xam ne ñu ngi ci biir livre bi ci biir étude bi xale jigéen ñi wax carrément naka lañ ko dundee alors je pense que tey li ñu war a def mooy toog waxtaan waaw trouver ensemble des solutions pour régler ce problème au lieu que ñuy ŋàññante kii xëcc fii ne étude bi baaxul kii xëcc fii di décrédibiliser étude beeg yooyu noonu ñëpp bu ñu toogee waxtaan dañ trouver solution jërëjëf Néné Fatou ñuy fàttali rek ne da nga nekk ci benn kuréel goo xamante ni day lëngoog waa ñi génnee rapport boobu Human Rights Watch ba noppi di xeex àq ak yelleefu jigéen ñi rawatina jigéen ñi jàng ju tuut ñi maman defe naa ne dégg nga li mu wax mais juste rek wax ne ko enseignants yi tëbuñu pour di xeex ak lii mais ñoom li ñu ñaawlu rek mooy anam gi ñu defee rapport bi mooy gëstu jël ñeent ñu ndaw rek laaj leen daal di publier ñoom dañu xalaat ne bu ñu sañoon ñooñu dañuy toog lëngoo ceeg ministère éducation nationale su ko defee ndaxte sujet bu sensible balaa ñuy accuser kenn ba ñoom sax ñu ngi wax ne fas yéene nañoo porter plainte ONG boobu ndax nee nañu lii day salfaañe wala day ñaawal li nga xamante ne ni moom mooy enseignant wu Sénégal ba noppi itam day mel ni joxuñu gëdd enseignants yi nekk Sénégal ndaxte duñ jóge seen réew ndaxte ñu ci bëri ci ONG boobu ONG bi ca réewu nasaraan ya la defe naa ne nag lu toll ci 40 pays ñeent fukki dëkk ci àdduna bi ñu ngi fay def seeni activité ba noppi tamit at yàlla sàkk dañuy publier benn rapport di gëstu boo xamante ne ni dafa am nag ay éléments yoo xamante ne ni moom lañ ci war a topp maanaam bi ci njëkk moom mooy suñ koy gëstu dañuy def rapport bi ba pare toog ba benn fan ñu ñëw woo taskatu xibaar yi daal koy fësal liñ ci jublu moom mooy def at mi li ñu liggéey defam taxaw seetlu su ko defee jébbal ko taskatu xibaar yi tasaare ko loolu moo nekk rapport bi d'une manière ramassée quoi am na solo kon ñu ngi koy jaajëfal ne Fatou moomu ci xalaatam rafet na waaye comme ni ñu ko waxee rek wat gaal ak yéegoo gis nga ñu bokk teen faaw ñu raxasandoo ay goj nañu waxtaan ak seen biir xool li positif ñu jël ko li négatif ñu teg ko fi ndax am na ci nag yoo xamante ni baax na waaye am na ci yoo xamante ni day pervertir suñu njaboot awa sa xalaat ci loolu nga xamante ni moom la mbokk yi indi ci gone yi waa sama xalaat mooy rapport bi lu mu génnee bu fekkee waa ministère ñoom échantillonnage bi lañ ci ñaawlu peut-être que ñi xaw a nangu ni am na ay xale yoo xam ne dañ leen di sàkku wala ñi leen di def naka su dul noonu ci école yi mais bu fekkee tamit am na te sax duñu ne sax amul parce que yàgg nañ koo dégg comme nuñ ko waxee rek li ne ci kër yi moo ne ci hôpital yi moo ne ci koñ yi moo nekk fépp mais jàngale dafa noble nga jël sa xam-xam def ko ci nit mu nekk lu noble kon loolu nit ku koy def dafa war a nekk nit koo xam ne ku mat sëkk parce que kuy def yenn ñaawteef yooyu man yaakaar naa ni wéroo da nga feebar am na lu manqué ci yow parce que tiim koo xam ne sa doom sax lay nekk ci yow du ma ne rakk parce que mën nga koo jur ngay def yenn yi ci moom wala ngay imaginer di def yenn yi ci moom loolu nit ku feebar moo ko war a mën a xalaat ba yegg ci acte yu ñaaw yooyu ak lu mënti am rek bu fekkee tamit waa ministère ñi ngi contre li nga xam ne mooy étude bi ñoom nañu def seen matuwaay nañu jël seen précaution nañu commencement ba ngay jàng pour doon jàngalekat nañu la saytu xool bu baax ndax yow li war yëpp mën nga ko mais di jël façon nit bu nekk après muy dem ci école yi di sàkku xale yi wala di def naka sudul noonu loolu dañ koy ñaawlu
mais buñ bëggee jël tamit li nga xam ne mooy wàllu sexualité dugal ko ci jàng bi surtout que xale bu ndaw boo xam ne xamagul dara dafa mel ni kon xale primaire bi rek nga taaj ko ñëw naan ko booy sëy nii nga war a def boo amee jëkkër nii dina la lan mooy loolu te tollagul ci loolu même wàllum sexualité boobu sax li nga xam ne mooy bitim réew bañ ko bëggee dugal fan yële si seen wàllum jàng am na sax si ñoom ñoo xam ne ñu ngi ko doom ñaawlu parce que defoon na fa débat bu mag ñii nangu nañ ko ñële nanguwuñu ko woon kon bu ñu ñëwee ba suñu réew nga xam ne loolu ñun bokkul suñu aada parce que ñun li nga xam ne mooy africain plus particulièrement sénégalais dafa am loo xam dafa nekk suñun mooy kersa dañuy am kersa def yenn yi dañuy jomma def yenn yi kon ñun war nañ mën a jomm toog di jàngal ay xale yu ndaw li nga xam ne mooy wàllu sexualité te dafa am loo xam ne da nga ko war a jàngee ca école ba am loo xam ne ca kër ga nga ko war a jàngee sa yaay toog en tant que yow doomam bu jigéen di waxtaan ak yow di la xamal il faut que tamit parents yi am complicité ak seen doom yi surtout doom bu jigéen nga koy jàngal di ko xam âge bu nekk bu fa tollee la mu war a xam âge bu nekk bu fa tollee la mu war a xam kon jarul ñuy yàqamte lii sama papa ji waxoon sànq rek ne liir kenn du ko jàngal lekk kon jarul ñuy yàqamte bëgg a tout tànk yi di leen jàngal wàllum sexualité nañu bàyyi ba bañ ca tollee lañ ca war a xam yëpp dinañ ko ci xam dëgg la rafet na am na loo xamante ne comme nañ ko waxee lu war a am la kenn du ko jàngal kenn te loolu mooy dëgg nag moo tax ma ne am na lu positif waaye am na it lu négatif waaw nañ xaar ba ñu toll ci ñu doog leen koy jox parce que boo leen ko tollee jox rek yaa leen di bëmax ci loo xamante ni ëllëg mën na leen lor ci biir loolu dañu am beneen élément bëgg nañ xam it ndax est-ce que aussi du xale yi ñooy provoqué ñi nga xamante ñoom ñooy professeurs yi ba jafe-jafe yooyu di faral di am ndax am na yoo xamante ni nag nañu waxante dëgg kër yi parents yi am nañ ci responsabilité parce que sa doom am na nu ko yàlla di bindee te xale yi xam ngeen léegi dañuy judd di rafet macha allah judd di précoce di am nu ñu mel nga seetaan ko mu yokkaat taaram dem ba ñëw ne seytaane maa ngi nii dafay xaw a doy waar ñu déglu élément boobu bala ñuy ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy Mohamed ñu seetaan élément bi te ñëw diggante bi ndongo daara bi di am léeg-léeg saay ak ki koy jox xam-xam dafay rek daal di romb li di relation pédagogique loole nag bokk na ci li nga xamante ni léeg-léeg saay dina indi ab rapprochement mun na jur ay gàllankoor jëm ci jigéen ñi. ki nga xam ne yaa ngi koy jéem a formé da nga bëgg bu ëllëgee mu am ci njariñ d'abord ci boppam ci waajuram yi ak ci réew mu nekk kon man de duma rafetlu jàngalekat bi ñëw fexe ba créer benn climat boo xam ne dana tax ki muy jàngal ñeme ko ñeme boo xam ne dana ko mën a pousser ba ñuy egg ci loo xam ne waruñu ci woon egg. biléb situation nag mun na indi ay jafe-jafe ci seen wàllub éducation bu ñu sukkandikoo ci biléb élève moom nag ma ngay xamle lu waral mbir mu ni mel ba noppi di woo ay naataangoom ngir ñu xoolaat ni ñuy solo. jigéen en tant que jigéen da nga am benn ci société bi daal genre waroo di ñëw école di sol loo xam ni c'est indécent wala di xam wala genre di sol loo xam ni daal professeur yi genre mën nañ koo gis genre daal di tomber sur ton charme. professeur bi dafa ñëw commencé di ko laaj ay numéro di commencé daal di wax ak moom naan ko yow dangaa rafet après mu commencé ñoom ñaar ñuy waxtaan whatsapp di waxtaan message mu naan ko ñun ñaar suñuy génn genre mën naa la may ay bonne note daal mën naa la dimbali aussi ba nga passé classe yi donc xam na ne moom xale la mu accepté juste pour les notes. mu nekk benn xalaat nag bu éducateur bi di dëggal moom nag muy dellu si bu baax ci comportement bi nga xamante ni moom la ñuy xaarandi si ñaari nit yi leen. ndongo na dafa war a yem place su ndongom jàng jéem a am xam-xam yaruwaale pour am yar bañ a sorti ci cadre boobu ki nga xam ne aussi jàngalekat la te jàngale moo ko tax a jóg na yem ci cadre jàngale nag dafa am lu mu ëmb lu bari ndax du jël rek xam-xam dugal ci bopp bi jàngale dafa ànd ak yar. relation élève ak it ki koy jox xam-xam dafa rek nekk diggante bu nga xamante ni sàkku nañu ci mu jaar yoon ngir jàngale bi mun a am ci anam bu mu gën a rafetee ñuy ñaax professeurs yi ak it élèves yi ngir ñu xoolaat bu baax seen doxalin. jërëjëf waa régie ci élément boobu Mohamed yéeme na de weesu na yéeme
tout d'abord dañuy wax ni ñun ñëpp ay sénégalais lañ. waru ñoo mel ni Autriche xam nga Autriche dañuy wax ne boo koy dàq ji. dafay daw ba jàpp ne sori na la. mu jël bopp bi gas dugal bopp bi ci biir suuf bi bàyyi yaram bi muy feeñ. li ma bëgg a wax foofu moo di ni même waa ministère dàquñu li élément bi wax. c'est-à-dire am na lu nekk ci biir école sénégalaise. loo xam ne dafa ñaaw. loolu ñun ñëpp dañ ci c'est-à-dire ay base scientifique mooy di ne tey jii nii bu fekkoonte ni base scientifique moo fi nekk. ci lañ certes kuy wax recherche scientifique dafa am ay base yoo xamante ne moom la war a kin parce que loolu la madame Sibi wax ci wàllu kii bi. ñaareel ba moo di ni nañu jël am na liggéey boo ONG loolu mooy liggéeyam. lu état munta yegg mu am foo xamante ne yegg na fa. étude bi yëpp man maa ngi ko doon lire liñ ko tàmbalee titre bi mooy c'est pas normal. c'est pas normal. jaaduwul. d'accord nañ ci ñoom que ne jaaduwul parce que ñun en tant que ay sénégalais war nañoo bëgg loo xamante ne dafay setal fa ñuy defaree suñuy nit. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku bëgg àdduna. ku bëgg jëriñoo àdduna na yittewoo xam-xam. ku bëgg jëriñoo àllaaxira na yittewoo xam-xam te fa ñuy joxee xam-xam mooy école. kon képp ku jug pour jàppale ñu pour suñu école yi set dañ lay wax soyez les bienvenus yegg si ak jàmm. fi ñu dul d'accord ak ñoom mooy yenn ci recommandation yi nga xamante ne indi nañ ko. certes ñenn ñi ñu ngi leen di jox baaraamu tuuma ci wàllu visite bi nga xamante ne Macron defoon na ko fii. te ñu nekkoon fële ca Diamniadio. résultat wu yooyu parce que léeg-léeg pour yenn loi yi am faaw dañuy am ku ñu bëma pour mu ubbi bunt bi pour mu am porox ndool yàlla subhaanahu wa taala dafa dogal que ne nit ku nekk am na loo xamante ne ci nit kenn du ko jàngal gis nga bu doon dañuy jàng kon reproduction du am ci mala yi amul benn mala bu ñuy jàngal nooy sëy dëgg la c'est-à-dire yooyu ay mbir la yoo xamante ne dafa mooñu ci wàllug rab nekk rab te xam nga doomu aadama rab la comme yeneen rab yi loolu yàlla moo ko defal rab yëpp mooy lekk nàmp sëy loolu rab yëpp ñoo ci am seulement nag doomu aadama l'islam wala diine dafay ñëw di ko orienté ne li nga xamante ne mooy lii ak lii lañ koy def soxna Awa wax na sànq lu am solo gis nga ci wàllu mbiruk sëy am na loo xamante ne yaay yi ñoo war a def seenuk toogaay am na loo xamante ne ci kersa gi ngay jàngal xale bi kersa yaayam mooy fatoog moom ci néeg di ko wax pas professeur bi moo koy donte ne kersa amul ci wàlluk li nga xamante ne mooy xam-xam suñu fàttalikoo ci jamono yu weesu man jotoon naa benn audio boo xamante ne benn sénégalaise bu nekk France ci pays européen yi moo ko envoyé woon mu tasaare woon ci WhatsApp bi muy wax ne tiitaange gu mu am ngir fa ñu nekk dañ fa dugal li nga xamante ne mooy éducation sexuelle ba doomam mu gis ñaari xale yu ndaw yoo xamante ne primaire la ñuy def commencé di fóonante moom mu ngi wax ci biir audio bi xam gu ma xam ne lu fanaan fii nii bu yàggul mu yendu ci Sénégal moo tax ma koy teel a wax loolu benn la ñaareel aspect bi moo di ne jàngalekat bi dafa war a xam moom mooy kan élève bi tamit dafa war a xam moom mooy kan ñun ñëpp dañuy jàngale da ngay dugg ci biir classe yow en tant que professeur nga ñëw nga gis xale bu jigéen boo xam ne day xaar ba ngay waaj a jege ci baawam mu génne parfum pourquoi man dama daan def samay élèves buñ may seetaan su may seetaan dinañ reetaan wa su ma daan doxantu ci biir école bi xale bu ma gis mu def lipp lèvre damay jël mouchoir à jeter mouchoir Kleenex ne la am fompal demoo boîte de nuit da nga ñëw jàngi si loolu nag dafa war a remettre en cause responsabilité yi ci parents yi sa doom buy génn di jàngi xoolal ni nga xamante ne noonu lay génnee di jàng parce que fi mu toll nii nekkatul ay mag ñooy jàngal xale yi di leen xoolee bëtu waajur seeni moroom ñoo leen di jàngal parce que ñu bëri dañoo dugg ci li nga xamante ne mooy système éducatif bi nekkul bëgg joxe xam-xam mais bëgg am lu ñu def ci seen poche bu weer deewee kon dafa am différence entre ki nga xamante ne moo dugg ci métier bi ak li nga xamante ne mooy bëgg-bëgg ak ki nga xamante ne daf cee dugg pour am li nga xamante ne mooy wecce tout man jàngalekat la tuumaa lu ma li nga xamante ne mooy jàngalekat yi mais tamit ñun jàngalekat yi ñi nga xamante ne ñooy toogin wa nga xamante ne naka su dul noonu
lañ leen a war a yeddaat war leen a dénoncer comme ni ko soxna madame si bi wax ne gouvernement bi nekku fi di làq kenn képp koo xamante ne feeñ na que ne da ngay tilimal mu jàngalekat dañ la war a tegaat ci li nga xamante ne mais tamit sunu xale yi ñeme nañ ñeme goo xamante ne jéggi na dayo mawaa damay joxe ci zone bi nga xamante ne fa lañ defee étude gis naa dugg classe soo ko wax sax dafa reetaan ma constaté benn xale boo xamante ne dafay absenté benn jour ma laaj ko mu ne ma ne ko pourquoi sama cours dootee mu ne ma sage mënuma toog classe di la xool daa am foo may yóbbu c'est imagine toi xale bu ndaw mu taxaw di la wax loolu su fekkente ne yow amoo yenn retenue yenn diine yeeg yooyu c'est da nga naan la porte est déjà ouverte bunt bi ubbeeku na mooy ne nañu yaraat sunu doom yi ñu xam ne école dañ fay dem di uti li nga xamante ne mooy xam-xam professeurs yi xam ne tamit dañ leen a jox suñuy doom pour ñu yar leen mais nag doo jël benn lu tilim nga wax ne ñëpp ñoo tilim mais ki nga xamante ne moo tilimul war na fexe ba li tilim mu génn ci parce que da koy gàkkal. am na solo man pour man loolu mooy am na solo rafet na macha allah responsabilité parents yi ci mbir mi daf te am solo. waaw trop am na ci solo trop te defe naa oustaz aussi wax na ko. aw aussi wax na ko ci diggante yaay. ak doom bu jigéenam. mais papa itam ak doom bu góoram. xam nga très souvent suñuy wax nañu yar xale yi. dëgg la jigéen mooy société. te defe naa tamit benn jigéen bu yàqu baaxul. fukki góor yu yàqu moo gën benn jigéen bu yàqu. moo tax peut-être. jigéen day ndab. xam nga ndab bu yàqoo rek li ci biir yëpp day yàqu. day yàqu. moo tax mais nag aussi ñaari ñëpp war a ndar képp seen doom yi. te xam ne ay responsabilité moo tegu ci seen kaw ci ñu yar leen. damay wax ni ñun ñëpp ay njabootu yàlla lañu. waaye nag suñu borom dafa jël njabootam ku ndaw gi mu dénk leen njaboot gu mag gi. ñi may tuddee njaboot gu mag gi mooy kilifa yi ñi may tuddee njaboot gu ndaw gi moo def gone yi ñu war leen di encadrer ci lépp kon lépp oustaz wax na ko na tàmbalee ci biir kër ga. waaye nag c'est dommage itam nañ ko wax nañ waxante dëgg xam nga tax c'est dommage kan moo des ci kër yi balay bay yar xale yi non non peut-être ce n'est pas le débat mais itam loolu itam mbir boo amee itam dafa am fa muy jugee ba ak si fenn fi tamit dañ koy war a bàyyi xel su fekkee dañ koo bëgg a fàcc il faut que jigéen ñi itam contre ma leen. ñu toog ci biir kër yar njaboot gi contre ma mais nag ñu bàyyi xel itam kër gi xam ne ñoom am na ci wàllu éducation lu bari loo xam ne ci seen responsabilité tegu seen ndodd la tegu ñoom ñoo ko war a def lu ñu bëgg àdduna lu ñu bëgg gañ pee lu ñu bëgg moom seen bopp itam ñu xam ni ëllëg ak si biir bu njaboot gu yàqee yàlla def na ñoom ci seen xol bu oyof ñoo ciy gën a sonn kon ñoom kenn waru leen a jëkk ci dimbali xale yi ci yar leen waaye day fekk nag ñu toog balaa nga naan naam da nga fay ne. maanaam ci contrat sëy yi daal dañ cee boole ñu toog mën a suivre éducation xale yi. mais yaakaar naa ni. dafa bokk ci sart sëy yi. ba ñuy jël jigéen. ba ñuy jël jigéen mu am juddu. mu am ndey am baay am xam-xam am sax am ñu muur ko indil ko góor waxuñu ko woon ni ko kii kat su defee defal déedéet dañ ko ñëw ni ko kii kat dénk nañ la ko nga dëkkal ko ba pare nga dëkkoo ko kon na toog ci biir kër gi. xëy na nag jamono ñëw na ba génn nañ leen mais itam comme génn nañu te nag ñu mel ni ñoom humain yi ñu nekk ci gannaaw humain la xaw ma ñooñu rek ñoo fexe ba génn leen ak ay émancipation yu kenn xamul ne ba léegi ñoo ngi ci égalité. ñooy dox ci xelu xale yi ñooy dox ci xelu xale yi ba génn leen ñoo dox ci xelu yu jigéen yi ba génn leen kër yi de. ne leen li ngeen bëgg lañ bëgg li mbëtt bëgg la bari bëgg te fekk du benn. der yi nuróowul mais bu fekkee ni bind beeg doxin yeeg tànk yi benn la waaye der yi du benn. non xam nga jamono bi fi mu toll nii dox ci xel dafa yomb lool. dafa yomb trop kon parents yi kon il faut jël jigéen ñi nag peut-être ñoo ci gën a sax moo tax mu ñëw mais góor ñi itam am nañ ci responsabilité bu ñu bàyyee lépp itam jigéen ñi bu ñu tolloo ci jamono joo xam ne koo ne ndax jël góob ñaareel sax mu ne dootuma jël cas social te naturellement jigéen nekkoon cas social lépp ci njaboot gi la reposé wu waat dañu waxante dëgg. kon kër gi am na problème. am na problème moo tax it école ba am problème xale bu fekkee ne préparé wuñu ko ci biir kër gi gisul ndey ju ko wax ni ko soo gisee baax nii ngay def xale yi bu jigéen bu njëkk bu tolluwaan ci gis baax boo ko jegee rek mu daw parce que yaayam nee na ko kat dina nga gis baax mu ne waaw bu lay foon ngay ëmb. man biñ ma koy jàngal bi may nekk ndaw sama maam daf ma wax ni bu góor toogee bu jógee boo fa toogee rek sa ndaw dem na. dama buñ la waxee loolu donc doo bokk ak góor jotaay. dëgg la xam nga bàyyi itam def noonu ak doomam bu góor waaye man góor laa am rek man fu mu dem baax na lu mu def baax na sama doom góor la da nga mujj bés mu du bëgg doon mu nekk jigéen te du nekk jigéen parce que nag
ni jigéen mën a yàqu kooku tamit wax la xam naa du ñàkk benn bis daañu ci ñëw. incha allah rabi góor ñi nga xamante ne góor lañu ci góor ci tur. c'est ça waaye li ci biir du yàlla xam doy na. c'est ça parce que jamono bi fi mu toll nii. taxawaay la responsabilité laaj xam nga man gis nga tubaab li muy bëree kay yaatu yëpp man responsabilité ma ci gën a neex parce que lu mu nekkul dara nekk fa. scolaire ba mu jeex. ak grammaire ak français ki làkkam ak kalbaña ngaram. responsabilité moom ci gën a neex. wuyu bu responsable sax. du tekki dara. nit da ngay responsable. kon na parents yi jël seen ay responsabilité loolu daf ci am solo. ci fexe ba xale yi itam comme ni ma ko waxee léegi yaay yi taxawu xale yu jigéen ñi ci wax leen kan mooy seen bopp balaa leen ko école baa wax. am na solo. am na itam ne beneen école boo xam ne. ñoo ngi ko yor. xale yu jigéen ñi nag bu yu seer lañ ciy yor di ci fay lu bari muy li ñu tuddee portable defoon ngeen ci thème semaine bi passé képp ku bàyyee sa doom ak Google ak YouTube mu defal la ci loo xam ne doo xam koo koy laaxaan parce que Google du wax te du rendre compte dëgg la am na solo muy xalaat bu rafet macha allah comme ni ñu ko waxee mbokk yi kenn ku nekk war nga duggaat sa xoolaat sa bopp ndax nag bu mbir mi jaxasoo nii kenn ku ci nekk am nañ ci wàll. man bu ma ko tàmbalee ca bàyyi ba laa koy njëkk a indi. doogu ñëw ci ndey ji bien que ndey bi nee nañu mooy ndap li fa la ñëpp war a dencee waaye daf ci am responsabilité boo xamante ni góor da ko moom nag. muy kilifteef xale dañ koy yilif. da ngay njëkk a yilif ndeyam. ndey ji nangu ñu yilif ko. bu ñu yilifee ndey ji doom ji pour ñu yilif ko du xaw a jafe. aussi ñu xoolaat comme ni ñu ko waxee tànn parce que nag nañ ma baal gàncaxu sën lu ci judd lu ne rek te sën nga lay delluwaat dafa am loo xamante ne faw ñu waajal ko mooy li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne bu ñuy jël soxna nanu ko tànn daanaka dafa ne diine te diine bu nu ko indee xam nga day dëxëñ valeurs yi nga xamante ne moom la ñu am rawatina ñun Sénégal wala ñun Afrique ndax ñun yàlla daf ñu may chance soxna Awa yaa ngi koy wax sànq ci biir ay wax mooy dañuy rus dañuy jomb dañuy am kersa am na loo xamante ni duñu ko sañ suñu kanam ay waajur li ñu ko may mooy peut-être éducation bi nga xamante ne moom lañ def ci ndaw yi ndax xale boo ko bu juddoo nga tàmmal ko muy sol lu ndaw awraam dina ci biti muy am fit ngay tàmmal ko tendance mbaa di ko jàngal ci loo xamante ne moom moo xew ci loolu rek lay doxan ndax dafa naan lu mu def rek pour lu baax la te jeune fille maman yi dañ koy tiitaroo sama doom dafa coquette waaw moom lii lay sol lii moo nekk en vogue lii lay sol nii lay def wala man sama doom dafa mën a wax wala dafa nangam elle est tellement coquette bés bu lay coquette ci bopp doo xam ko doo ko fekk non xale bu woowee bët moom day sañ lu ne waaw waaye parents yi it ñoom it am nañ ci wàll parce que nañ ma baal yaa ngi koy souligner léegi mooy waajur yu jigéen ñi lan moo tax toogatuñ ci kër yi gérer njaboot gi mooy dafa am manquement bu nekk ci biir kër yi ndax bu njëkk ba prise en charge bi dafa motoon waaye da daan indi añ indi reer indi ndékki fay ndox fay courant bu ko defee yaay day toog rek moom dem marché ñëw taal mais léegi bu ñu demee ba bàyyi naan fayal ndox ma fay courant dafay xaw a yéeme waaw kon bokk na li tax yéen a génn wuti ñu yaakaar ne am ngeen ñuy am séance de communication dans la ñuy amee jokkaayu waxtaan xam nga nit mën na génn wuti amul problème mais problème bi moo di ne famille yu bëri amuñu séance de communication toog ak sa njaboot da ngay gis ne ñun ñëpp daf ñuy dal tey ci jamono ji ñu nekk mooy jamono portable papa dafay wàcc mu ngi ci WhatsApp am yaayam wàcc mu ngi ci Snapchat mu ngi ci groupe yi mu bokk mu ngi ci nangam doom naka si dul noonu mooy ne la famille amatuñu li nga xamante ne mooy jotaay ama bu njëkk ba 20h fu mu jotee toute la famille ñu ngi ci biir salle bi di seetaan journal c'est vrai léegi loolu amatul mais pourtant wax nga lu am solo mooy nga ne bu 20h jotaan ñëpp dañuy toog ci biir kër yi mais tamit dafa am loo xamante ne ni dañu ko daan defal te sànq mama ba wax na ko mooy lan bu njëkk dañu am yuñ la daan wax naan la bu timis jotee boo génnee ci biti di la tiital boo génnee tem nga jommi wala njolloor kenn du ci dox comme nii ñu ne ko boo toogee boo jugee góor toog rek waaw jeex na yooyu noonu dañu ko daan dugalal suñ bopp di ñu tiital mais léegi loolu amatul ci wayjur yi loolu nag la ñu war a indiwaat xam naa ne nag dina métti trop ndax koo ne ci comme ni nga wax nii da koy dem recherche ci Google bi mu wax ni defe naa ne internet bi nekk na moyen boo xam ne mais dafa am benn lu am solo tamit lu ñu war a wax mooy éducation bi ñuy wax noonu éducation Sénégal bu ñu ko waxee rek dañuy jàpp ne ca l'école ba te pourtant dafa am ñeenti pàcc mooy lan ca kër ga waajur ba ak ni ngeen di toogee comme ni nga koy waxee ca bool ba léegi da ngay gis boo demee ci kër kenn toogatul ci suuf ñëpp da ngay gis table la ñuy teg yooyu nag xëy na jamono mooy dox ça se comprend ñëw tibb dem sa yoon waaw table bi tibb dem sa yoon te bu njëkk ci biir ndab boobu noonu ñu ngi jàngal naka ngay toogee
mag bu toogee ndax war ngaa siggi xool ko lekk ñu ngi lay jàngal foofu yu bëree bëri yoo xamante ne ni mënoo ko jàng ca l'école ba mooy sànq oustaz wax na ko am na yoo xamante ne ni kenn du ko jàngale ca l'école ba ca kër ga lañ koy jàngale waaye ca kër ga fañ koy jàngalee nag day fekk ñëpp toog fa su ko defee waajur bi papa bi am comportement boo xamante ne ni bu toogee dañuy xam ne kii mooy kilifa gi da ngay dugg ci kër gi xam ne kii mooy yaay ji xam ne kii mooy kii mag kii moo ki ci topp ba ca ka ci gën a ndaw mais léegi ka nekk ca taaw ba sax duñ ko jox cër yenn cër yi mooy lan waajur bi day seetaan papa ji ci boppam am na benn dégg nu muy comporté woo wala nu muy toogee ak yëre yu muy sol day dem ba nga xamante ne ni du mat papa gi mu war a doon doom ji taaw bi génn di dem di lijjanti xaalis di ñëw di ko jox moom amatul autorité bi mu waroon am ci doom ji foofu noonu dañuy ñëwaat ci wax ne kooku bu demee jàngi ki ci gën a tuuti bu demee ca l'école bi di jàng déjà buy jàngi da ngay gis dañuy joxe benn dañ lay jox uniforme wala ñu jox la blouse nga ñëw nga sol ko mu rëy nga dem ca tailleur ba wàññil ma ko da ngay gis ku koy wàññi bañ naa du yenn l'école yi nga xam ne ay jigéen rek fa nekk mais da ngay gis boo rombee dañuy sol mini yu gàtt dagg ko ba mu toll foo xamante ni nii fu doy waar la ci koo xamante ni nii nee na soi-disant élève la wala étudiante la doy na waar loolu tamit mu nekk loo xamante ni nii waa école ba ndaw si xale bi jóge na ca kër ga dem na ca l'école ba lu ñu war a veiller ci moom la ci façon solin bi solin bi mooy ni nga ko waxee bu ñu la tàmbalee di la solal yu gàtt da ngay dem ba sa rusukaay day jeex te xam-xam mën nga ko am mais da nga koy nàmmat mën nga jàng dara li tax nit di jàng di fàtte mooy da ko dul nàmmat mooy lan chaque jour muy gëstuwaat di jàngataat di ko jàngat fii loo fi jàng boo toogee at te gëstuwaatoo ko da nga koy fàtte kon nag foofu tamit ginnaaw waajur yi war nañoo def li leen war mais l'école bi tamit foofu war na am benn surveillance su rigueur bu fa am maanaam ci d'abord ci uniforme yi ñuy sol ndaxte école yi amatul léegi blouse wala uniforme bëreetul ñu veiller ci d'une manière stricte ci li ñuy sol ba pare tamit ci contenu njàng mi da ngay gis ku njëkk boo demoon jàngi nga dem dugg ci classe bi nga tardé da ngay rusa sax yow ñëw jàngi si mais léegi tardé wala absence dañ koy def sax comme niñ koy waxee ñoom xale yi caaj mu nekk lu doy waar loo xamante ne ni déjà ñu ngi perdre suñu éducation bi ñu waroon a am suñ ca paree nag état du Sénégal moom tamit war na tamit bay waaram ci wàllu woowu mooy lan joxe des directives ba pare tamit participer ci communication bi c'est important buñ ci tollee li ñu war a njàng ñu jàng ko ak rigueur tamit foofu damay ñëwaat ci ndax bu ñu waxee relation entre prof et élève foofu recrutement bee tax ma dem ba ci kaw état bi mooy lan ni ñuy recruter bu njëkk soo nekkaan professeur da ngay mel ni oustaz buñ la gisee dañuy bëgg li nga sol mais léegi enseignant bi nañ ma baal da nga koy xool sax bëgg ko may 100 francs te dafa nekk métier bu noble journaliste bi enseignant bee ko jàngal médecin bi enseignant bee ko jàngal nañu bàyyi wax xel ci éducation bi ci ñeenti pàcc yëpp kooku Mouhamed mi ngi koy wax léegi ci biir waxam mu ne njàngale mi faw nga am amuram gis nga nit lépp lu muy def rek na nga ko bëgg d'abord mais boo ko defee liggéeyukaay la gagne-pain la noo ko defee baax na am naa da nga bëgg potaxlu waaw bismillah balaa may ñëw ci awa am na lu am solo loo xamante ne faw ñu bàyyi ko xel pour problème bii nii sunu école yu kii mooy ne yarug diine éducation religieuse éducation religieuse boobu dafa nekk loo xamante ne lu am solo la ci wàlluk li nga xamante ne moom mooy pour li jëm ci protection wu élève bi ak protection wu li nga xamante ne moom mooy professeur bi xam nga tey jii nii su fekkente ne l'islam dafay yar xam nga ndaw si mu ngi wax nene Fatou mu ngi wax ni xale bi bu ñu ñëwee di ko déey di ko raay su fekkente ne professeur bi def nañ ci moom yaruk li nga xamante ne mooy diine am na yaruk diine koo xam ne l'islam da lay wax ne say xef na nga koy sàjjal say xef di la wax ni bul jigéen bi la lewul bul ko jox loxo kon dafay am limite yoo xamante ne buñ ko respecté ci lu suñu diine jàngal bu boobaa yenn yi duñ fa yegg ñaareel bi mooy xale bi yow mi nga xamante ne yow yaay xale nekk jigéen dafa am yoo xamante ne war nañ ci bàyyi xel fenn rek laay liir bi may liir ci recommandation yi da ngay gis ne dafay mel ni
ñoom li leen yitteel moo di ne harcèlement na bañ a am kii nii parce que ñu ngi wax ne pour ñu gunge xale bi ba mu xam sans âge bi nga xamante ne si la mën a defee li nga xamante ne mooy li jëm ci mbiru sexe mu ànd ak li nga xamante ne mooy entendement kon loolu li muy tekki moo di ne bu fekkente ne xale bi nangu na ko kon loolu du problème ñun dañuy wax ne même loolu d'accordu ñu ci warul nekk sax li nga xamante ne mooy solution li ci nekk moo di ne dañoo war a jàngalaat relation diggante góor ak jigéen relation diggante góor ak jigéen la ñu wax limite yi nga xamante ne fa la l'islam yamloo nit ki mu yamloo fa xam nga bu fekkente ne l'islam da lay wax ne sooy génn sa kër jigéen certes xet gu neex xet gu naqari kenn bëggu ko mais sooy génn ci sa kër na nga parfum boo xamante ne du gilli na nga defar li nga xamante ne mooy sa xar kanam mais bu mu nekk loo xamante ne lu fës yooyu yëpp dafa war a nekkaat yu ñuy indiwaat ci biir li nga xamante ne moom mooy yarinu nit ñi mooy lépp lu ñu munti indi te defuñu ci nit ñi diine mu ngi mel ni ñu ngi bay ci li nga xamante ne mooy ndox dëgg la mooy base bi diine mooy fondement bi fu mu am fu ne rek lu ñëw dafay yomb mais bu fekkee base bi dëgërul lu ñëw lu ko fëkk dafay yomb yaa ngi koy Jibril mi nga wax léegi ci yi nga sol gi nga xamante ñu ngi koy sol retaillé ko wàññi ko ba mu doon mini lépp ci tàmm bi la rek parce que boo nekkee ndaw ñu wax la ni xale boo koy teg sax ci pot suturaal ko lax ko ba bu ko kenn gis xale bu ko oññi bu ko simmi ci biir nit ñi bu ko jàngal ñàkk jom nay nëbb cëram à bas âge bu màggee kooku kenn waxaalewu ko kooku doo ko jox muy retaillé au contraire dafay ñambaas waaye du ko retaillé awa sol gi doy na waar xale am nañ fit te rafet nañu dañoo rafet de dañuy judd di gën a rafet di gën a rafet di gën a xam caay-caay di gën a bëri pexe di gën a précoce xamu fu ñuy muccee waaw yaa ngi koy wax parce que chaque jour nit ñi dañ koy faral di wax naan génération buy ñëw génération bi day gën a tooy génération bi gën a chaud génération bi ba pare dañuy précoce mais lépp rek ci base bi la parce que yaa ngi koy wax léegi xale da nga koy jàngal ca ba muy ndaw mu am kersa buy simmeeku sax da ngay gis mu làkku ci biir nekk daal di woddu servetam wàcc ñëw sangu mais am na xale yoo xam ne da ngay gis ci cour ba nit ñëpp toog fa la ñuy futteeku nga leen di dàq ñuy wër waa ngay reetaan jëpp jàqee ji ko mu jaar fii jaar fële dem dugg si douche bi man am naa sama benn kii boo xam ne cousin xale la dafa dem toilette ba pare bon bi ñëw di ko nettoyer mu bañ mu ne bon bi du ko laal yaayam moo koy nettoyer di wax ba sonn mu ne bon bi du ko laal kooku yaay ji da koo tàmmaloo ba naan ko yow de bés bu may liggéey jee di nga am problème mooy que li mu inculqué déjà ci moom rek mooy kersa gi mais bàyyi sa doom ak mu màgg ak sagoom parce que yàggul dara rek gisoon nañ ci internet bi ay xale yoo xam ne di wax ay mots yu rëy di saaga seen famille jàkkaarloog ñoom def ko reetaan di leen filmer dugal ko ci internet waaw naan sama doom ji daa doj xool leen sama doom ji xoolal sama doom ji dafa muy raga joog que saaga ndey di def lu nekk voilà ci xale yu ndaw loolu jàngal nga ko ñàkk jom jàngal nga ko ay mbiru àdduna jàngal nga ko caaxaan te sa doom boo ko amee lu oustaz wax rek éducation religieuse bi daan nañ ko faral di ko wax sax naan xale bu nit bu nekkee xale bu diine jiitoo ci moom après xel mi dafay ubbeeku nga ngay gis bu demee école dafay doon koo xam ne dañ koy remarqué dafay mën jàng mais dama gis ni léegi loolu dafa commencé wàññeeku parce que fii léegi boo nekkee xale jardin ba lañ lay dugal kenn jiitootu la ci alxuraan bi léegi yooyu yëpp ñu koy def ba pare léegi démission yi dafa bëri keroog maa ngi koy wax Nicolas naan ko parents yi dañoo démissionné mu naan ma léegi dañ leen war a engagé waat wala léegi nan lañ leen war a def non mais ku nekk yaay engagé sa bopp démission bi yaa démissionné yaay engagé waat sa bopp moo jaaxal ñëpp parce que yarin bi nekkoon na bu njëkk ba ci kër gi nga génn ci koñ ba ñu yar la nga génn dem ca école ba ñu yar la mais léegi parents yi seen doom yi ñoo leen di yilif yow yaay dem da ngay gis sax taaw bi sax des fois mën na nekk si kër kenn du ko faale parce que cat bi sax peut-être yàlla suturaal na ko wërsëkam moo gën a ubbeeku mooy ñëw def ci kër yi kon mooy dogal ci kër gi nga génn si koñ ba léegi tonton bi nekk ci koñ bi wala tata bi nekk si koñ bi ñemetu la wax dara ndax bu la defee dara ki papam ñëw wala yaayam ne ko boo bëggee doom boo yar util doom boo demee ca école ba bu la fa professeur ba dóoree ñu ñëw porter la plainte kon léegi yarin bi kenn yaratul maam yi ci bu njëkk ba maam ci biir kër dafa amoon solo
parce que da doon waxtaan ak amatul léegi appartement yi tax ak studio yi maam amatul. maam voilà maam wala maam bu nekk ci kër ga léegi xale yi ña ngi lay kekkantoo dëgg la maam dafa war a sët dafa war a nekk xaritu maam mais léegi sët yi jëlatuñu temps toog seen wetu maam di waxtaan ak ñoom di leen déglu léegi xale yi ña ngi lay kekkantoo di la filmer di ko dugal ci internet ba nga leen di saaga ñuy dóor di dàkke barki démb rek dama doon déglu benn waxtaan ci benn rajo mu am benn waay joo xam ne dafa nekkoon nag soxnam ci benn dëkk ñu dem ba dëkk bi métti loolu léegi waa ji bëgg a gàddaay ànd ak soxnam ànd ak jël soxna si yàpp ko ci kaw mbaam bi jël ay bagage yàpp ko ci kaw mbaam bi ñu dem ba ci diggu yoon bi tas ak benn waay ji ñëw ne ko dama bëggoon waxaale mbaam jeeg li nekk ci biir mbaam bi li nekk ci kaw mbaam bi bu mu waxaaleeg loolu ba ñu d'accord ci prix waa ji ne ko jëlal bëgg a soxna si wàcc mu ne ko déedéet dama ne mbaam beeg li nekk ci kaw mbaam bi yëpp kon ko jaay nga ma lépp sa soxna da ciy bokk waa ji dem ba ci beneen dëkk bi mu ne ba ci benn dëkk mu ne ana magu dëkk bi laay laajte ñu ne ko ci kër gële la mu dem fekk fa benn xale bu ndaw mu ne ko damay laajte mag ji nekk ci kër gi mu ne ko dafa génn sama maam la mu ne ko man de lan la lu xew mu ne ko yow xale bu ndaw loo may laajtee lu xew mu ne ko expliqué ma rek bi mu ko expliqué mu ne ko kooku de xam naa boucher ba ca kii bala marché bi boo demee ci boucher bi dangay waxtaan ak dangay waxaaleeg moom ne ko bopp bi laa bëgga day yaakaar ni bopp nag bi ngay wax fekk boppam ngay wax boo demee boo defee noonu dina la delloo sa soxna mu dem waxaaleeg boucher bi ñu d'accord ci prix mu ne ko jëlal bopp nag mu ne ko déedéet sa bopp laa bëgga mu ne ko yow de dafa mel ni comme keroog yow laa jëloon sa soxna am jëlal sa soxna nga dem mu dellu ci xale bi ne ko yow xale bu ndaw nan nga ma mënee résoudre sama problème bu rëy gi mu ne ko parce que damay toog ci sama wetu maam damay déglu sama maam dama nekk sama xaritu maam lépp lu mu koy jëfee dama koy xool di ci teg sama bët loolu mooy wane ni yar bi encore il faut que ñu dellu si ko ci kër yi à bas âge bant bu dem ba dëgër ba ne sanc mënoo ko damm yar ca ba muy tooy xale bi ba mu nekkee ndaw ci nga ko war a mën a xamal àdduna xamal ko nan la mën a doxee mais bàyyi ko mu yarok sagom ak internet bi nga xam ne léegi moo gën a pervertir xale yi lépp lu ñu bëgg a xam fa lañ koy xamee il faut que tamit ñu nekk yaay sa léegi nañu dugg ci internet bi ak papa yi mën a xam seen doom yi lan lañ fay def pour ñuy ñoom waxtaan ak ñoom tey boo gisee benn vidéo temps yi miy circulé ci internet bi nga xam ne di baax yow war nga ko mën a xool boo demee ci kër gi ne sa doom gis nga vidéo temps yi bii am ngeen waxtaan si mën a xam conseil yi nga ko mën a jox bañ ko bàyyi muy dem ak sagom sinon bu demee sagom rek lu ñu naan ku boo amul kilifa rek ginne doon sa kilifa loolu rek la ñuy mujjee. dëgg la rafet na Awa yaa ngi koy wax léegi Omar muy xale yi nga xamante ni dañu leen teel a jox ay lu mel ni téléphone. xam naa semaine bi passé d'ailleurs sax mbokk yi def nañ ci waxtaan yu am solo. lu jëm ci internet bi bokk na ci li pervertir xale yi. gis nga xale dafa comme ni ñu ko waxee da nga yar njaboot dañ koy yar. d'abord gis nga responsabilité bi nañ jiitu ci baay bi ci borom ci kër gi baay na yilif ndey man jàpp naa baay bu yilifee ndey pour mu yilif doom du jafe mais am na fi ñoo xamante ne ñu baal ma seen kilifteef dafa manqué ndax dañoo desee nekk responsable bu fekkee yow doo wax sa doom ba mu déggal la baay bu waxee ndey du tontu mbaa boog la muy tontu du neex mbaa doom ja bu ko déggee danaan mais sama yaay naka la mën a waxee li sam papa wala yaay am sañ-sañ boo xamante ni baay bu ñëwee gis yaay juum na du ko mën a rectifier mbaa mu tegaat ko ci yoon xale bi mi ngi am fit goo xamante ni bu génnee ci mbedd mi lu ñu la wax ni moo ko def rek gëmal ni moo ko def waaw boo déggalul sa kilifa sa doom déggalu la bu génnee mën na toj dëkk bi ñu baal ma nag ndax xale léegi dañu yeewu comme ni ma la ko waxee xam nañu lu seen waajur yi xamul mais loo gis rek am na base éducation base bu dëgëree dara mënu koo yóbbu am na fi ñoo xamante ni seeni ay doom doo leen fekk ci mbedd mi mbaa doo dégg mukk ñu ne leen sol nañ nangam wala def nañ nangam dañoo njëkk ci ñoom gone boo njëkkee ci ñoom leneen lu ñëw ci moom da koy faxas am na loo xamante ni nag mën na ko dab waaye olof nee na lu ca njëkk tëcc te loo faxas mu rot booba da caa taqul lu ci xas ba taq ba sax ko sa nopp bi faxas ko xool ndax da caa sax kon mbaax googu nga xamante ni moom la ñu war a jiital ci njaboot gi mi ngi tàmbale ci waajal bi am na xisa bu ne am na ku indi woon doomam pour ñu yar ko dama la koy junjal rek ndax sa domaine la Mohamed nga dugal ma si bi mu indee doom bi mu am benn ay weer daf ko ne wees na mu indi ko mu ami at mu ne ko wees na kon ana fan la yar ga waroon jiitu balaa muy am fan yooyu wala weer yooyu effectivement mooy tànn ga la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne taxayyaru li nutafikum fa inna al irqa dassaas tànn leen fa ngeen di def seeni ndox seeni jiw parce que sidit
dafa sew dafay ruur ngir ne léeg-léeg sidit doom dina ñëw ñoddeeku ca juróom-ñaareelu maam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne tànn leen fi ngeen di def si moo tax ba waaj a indee ki nga xamante ne mooy doom ja pour ñu yaral ko daf ko wax ne yéex na fa nga doon suuf sa nga doon jëmbatee moom nga waroon a ñëw def analyse de sol la tudd xaw ma jëm ci wàllu agriculture analyse li nga xamante ne mooy suuf bi ba xam lan la nangook lan la nangul kon foofu lu am solo la parce que tey jii nii am na ku ko junj sànq système éducatif dafa am ñeent wala ñett ñoo xamante ne ñoo ko ŋànk muy école bi di muy professeur bi di élève bi di ki nga xamante ne mooy waajur wi ci kër ga ñett piliers yooyu fekk dañoo war di lëkkaloo pour intérêt ki nga xamante ne moom mooy xale bi gis nga Adja Marie li jëm ci wàllu relation wu kiy jàngale ak ki ñuy jàngale tout le temps ku ci nekk ci ñoom ñaar dafa war a xam sa mission élève bi dafa war a xam ne élève la jàng lay wut gis nga jàng dafa fiiraange goo xamante ne loo ko booleel mu dem bàyyi la jàng dafa fiiraange goo xamante ne loo ko booleel mu bàyyi la tey jii nii mbir mi dafa yaatu xam nga tey élève bi dafay wàcc au lieu que mu réviser ay leçons du réviser ay leçons mu ngi ci novelas yi mu ngi ci xawma Bollywood wala Mollywood di ko xool kon na mu waroon a di xoolee ay leçons bu ñëwee école loolu di ko yitteel loolu amatul ay film lay xool bu ñëwee école di xool li nga xamante ne mooy film yooyu nan la koy vivre moo tax professeur bi tamit war na sa élève nga jox ko li nga xamante ne mooy limite man mënuma concevoir prof boo xamante ne sa élève dafay jël li nga xamante ne mooy sa numéro téléphone ba pare wax ne su ma amee problème 23h nga woo ma 23h de heure bu ma élève di woowee c'est-à-dire il faut que ñu remettraat li nga xamante ne mooy les points sur les i tegaat point yëpp ci li nga xamante ne mooy place am ku ci nekk xam lan mooy sa devoir nga taxawee ko élèves yi tamit xoolaat seenu toogin parce que xam nga professeur li ñu doon jàngal moo ne sa prof sa papa la ngay xool sa prof comme prof li nga xamante ne moom mooy bëtuk papa bëtuk waajur parce que sànq je pense Jibril mu ngi koy wax que ne professeur du xam-xam bi muy def ci kii bi rek mu yitteel mais éducation ci élément bi tamit prof bi ñu kii loolu la doon du xam-xam bi moo am solo mais éducation bi nga xamante ne moom ngay def ci nit ki parce que yow nit ngay tabax tonton Omar mu ngi koy wax menuisier bi bant la amal affaire kii tamit brique la amal affaire mais professeur bi nit la amal affaire en tout cas góor ak jigéen dafa nekk relation boo xamante ne li ci l'islam jàngale fekk nit ñi respecté wuñ ko tout le temps ci ay bopp yi metti la ñuy dund xam nga Ibnul Qayyim dafay wax ci nuuni yaam nga inna rijala nadirina ila nisa misal al kilaabi tatuufu bil luhmaani góor ak jigéen boo ko bëggee xool bu fekkente ne da nga kaa bëgg a joxe misaal moo di ne ab xaj boo xamante ni moom la ñu tegal yàpp gu taaru gis nga soo jëlee xaj nga tegal ko yàpp gu taaru soo aarul yàpp xaj bi dina dem riisu nële jàdd nii ñëw nii objectif am mooy këf li nga xamante ne ku ñu xabtal la kon su fekkente ne xale bi ni nga ko waxee dafay gën di taaru gën di rafet gën di xam lan mooy jigéen am fit xam tamit di xool xaw ma télénovelas la xaw ma di ko xool di jàng li nga xamante ne mooy nan la ñuy charmer li nga xamante ne moom mooy jigéen te par exemple da ngay gis ne tubaab yi dañuy kii ne par exemple am na benn émission ci 2 ou 3 télé yoo xamante ne dafay daw xaw ma les couples parfaits wala les couples non parfaits la tudd loolu nga xamante ne xale yi dañ koy seetaan ñu leen koy wan ci loo xamante ne jël ñoo xamante ne baaxuñu suba ak ngoon am titre tuddee ko les couples parfaits te benn ci couple ya parfait wul non parfait lañ ko waroon a tuddee xale bi di gis loolu war jëm ci li nga xamante ne mooy di ko copier en tout cas li l'islam jàngale ci relation diggante góor ak jigéen buñ ko respecté wul enseignant bi xam lan moo war a nekk toogaayam élève bi tamit war a xam lan moo war a nekk toogaayam ñu sóoraale ëllëg tout le temps dinañ rapport bi bu tegu woon ci base scientifique damay ragal ne dina nekk loo xamante ne luy gën a metti bopp la. kon mën nañu jàpp ne responsabilité bi c'est partagé. c'est partagé. état bi am na ci wàll
société bi am na ci wàll ba kër gi am na ci wàll école bi am na ci wàll élève bi am na ci wàll parce que li nga souligné léegi boo xoolee comme ni mu ko waxee ci télé yi kenn ku ci nekk am nga ci wàll li ci gën a yéeme mooy série yi nga xamante ne dañu koy buma xale yi amu ci benn série boo xamante ne dañ ko naan nii ngay waxee ak nii ngay defee toujours ñu ngi koy jàngal mbiri àdduna kese te li ci gën a yéeme aussi mooy heure bi nga xamante ne moom lañ koy def am na ci kër yoo xamante ni duñu seetaan télé am na heure bu ñu seetaan télé ndax dañ leen yar am na lu ñu moom bu heure bi jotee dañ leen koy jox seen tranche mais am na fi kër yoo xamante ni xale bu ndaw bi am 2 ans 3 ans boo ko laajee programme lundi bi liy daw danaa la série nangam mooy am. boo xefee day am télé ci këram ci néegam sax. waaw kon xam na doy na waar. doy na waar xanaa ñu wax kenn ku ci nekk rek mu xool li nga xamante ni moom nga ñuy dénk Seydina Omar bala ñuy tàggoo. macha allah waaye li may dénkaan rek mooy damay rebondir ci li nga xam ni moom la oustaz Mouhamed doon wax. ci relation bi nga dox diggante professeur ak élève bi. xam naa nag dañuy wax professeur bu góor bi ak élève bu jigéen bi donte nag contraire bi danay faral di am nag. bariwul mais danay am. léeg-léeg nga gis xale bu góor buy def terminal jantal lool. am professeur bu jigéen bi am lu mu def ak moom am nañ ci ay cas ba tey bariwul nag moo tax duñ ko indi waaye lu am la. day am lu am la dañ koy gis. mais damay wax professeur bi ni ko. xale bi nga xam ni dañ ko indi pour mu jàngal ko dañ ko wax ni ko na ko yar ba noppi jox ko xam-xam xale nag soo ko dee yar da ngay fexe toj xolam soo ko dee jox xam-xam da ngay fexe ibbi xelam kon yaramam kenn santu la ko kenn jàngat loowu la yaramam waaye da ngay fexe it gën kaa yaru da ngay fexe gën ko yaru waaye ngay nekk professeur di góor nga am xale bu jigéen bu mat jigéen nga war ko yar war koo jàngal te war a am ci moom sañ-sañ mu dëkkee laa sañseel ba nga xam ne yow lay sañseel këriñ du jaaru de maa la wax loolu war nga am taxaw seetlu boo def ak barrière boo jël def ko sa diggante ak moom dëgg la xaw ma dégg ngeen moom de non da nga koy mat xam naa li ngay wax bu baax nga am koo xam ne da nga war a am ci moom sañ-sañ ngay góor muy jigéen mu dëkkee laa sañseel ba nga xam ne yow mi yow lay sañseel tiital surtout boo sàjjee sa sàjjul say xef ci sañseel moom c'est ça lay doon waaye nag am sa professeur mu bàyyi la xel utiliser portable nekk cours am na sa numéro di la yónnee message naan laa toj nga fi nga di ko tontu naan ko nu ma def tey yaa ngi koy jàngal loo xam ne bés bu diplôme ba ñëwee bébbe la ñuy wax kay waaye du doon mbag du doon leneen kon sama ndénkaane mooy nit du jullit damay jël ab tuuti oustaz Mouhamed loo xam ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax sallallahu alayhi wa sallam ci nit ku ci nekk sàmm la te yomal xiyam dañ ko laaj naka la sàmme woon kon nag ñu bañ a fexee ruurle parce que nag foofu moom lay jeex na jàngalekat bi sàmm la ni ndey ak bàyyi nekk sàmm nag kenn ku ci nekk sàmm te moytu ruurle su ko defee ñun ñëpp daañu te yàgg taxaw ku nekk da ngay joxe sa compte rendu amul kenn du ko jàngal kenn de kenn ku ci nekk mais ki ci gën a ëpp la responsabilité nag mooy ki nga xam ne day waxal boppam waxal ñu ca gannaaw te kooku nag kon kenn jiitu ci ki nga xam ne dañuy jël ay centaine nit ni ko ñii kat ci say responsabilité nekk 8 heures ba midi ak 3 heures ba 20 heures kon kooku yow sa responsabilité dara gënu koo yaatu nga boole kook sa njabooti bopp kon da nga bàyyi xel te defaraat sa toogaay. rafet na ndénkaane bi rafet na kon Djibril ana sa ndénkaane. waaw ndénkaan bi may joxe bu ma koy joxe nag sama xel day dem un peu ci sama sœur boobu sama yaay jooju sama chéri boobu di Adja Soxna Zeynab Fall di ko ñaanal fi mu nekk gënal ko fii ndaxte daf ma daan am lu may wax mu naan ma yaa ngi ci éducation gën ko jàpp ndaxte éducation bu la rawee rek lépp lay raw mu nekk lu am solo loo xamante ni daf may permettre may wax ci rapport bi nga xamante ni moo tax ba tax ñuy wax ci relation entre professeur ak élève ñu bañ koo jël mu nekk lu ñaaw ñu bañ koo jël def ko lu bon mais nañ ko jël mu nekk loo xamante ne ni du hasard fi mu ñëwee dafa baax ndaxte dafa ñëwee ci jamono joo xamante ne ni harcèlement yi buñ ko waxee buñ ko waxul yëpp am na rawatina nag ci këru liggéeyukaay yi waaye école yi tamit kenn demul ñu des ndaxte ndongo yi mooy li may wax sànq rek war nañoo seeni wayjur ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàngal ñu veillé bu baax ci anam gi ñuy solo ba ci noppi itam mooy lan professeur bi wax naa ko sànq professeur bu njëkk moom ak étudiant ba ci journaliste ba ci médecin dañu nekkoon ñoo xamante ne nii dañ leen daan naw da ngay nekk ndaw merci buñ la laajee lan nga bëgg a doon boo ci waxul ci ñeent yooyu doo ci génn ci ñeent yooyu da nga naan dama jàngalekat laa bëgg a nekk wala nga ne journaliste wala nga ne médecin soo ko mënul nekk foofu daal métier yu noble la moo tax kiy jàngale war naa bàyyi xel ci liñ ko dénk dañ koo dénk nit ku mu war a tabax
mu ciy bàyyi xel bu baax a baax defe naa ne loolu moo nekkoon ci lii li ma waroon a dénkaane di waxaat rek la ma dooree woon su fekkente ne wax nañ loo xamante ni dëng na rek jëmale ko ci kenn rek ñu ngi jégalu bu baax a baax jërëjëf rafet na Mohamed waaw li may dénkaane rek moo di ne ku ci nekk na bàyyi waat xel li nga xamante ne mooy sa tooguwaay xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax keroog bi Abu Hurayra seytaane dogale ko fajar ba mu ko bëreek moom ba 3e fois mu ne ko soo buggee mucc ci mun del wax ayatul kursi ba mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax ne sadaqaka wa huwa kadhub wax na la dëgg doonte ne fenkat la bi maana tubaab yi bëri nañuy pexe la ñuy jéem a ndëgg sërëxal gi ñu dugal ci biir rapport bi nañu mane matuwaay ba génnee ko ci xool tamit ne ñoom defal nañ ñu benn pas buy wane ne am na benn góom bu nekk ci biir école bi nañu ñeme suñu bopp nous les parents d'élèves yi ak ñi nga xamante ne mooy enseignants yi ak autorités yi certes étude bi nag tegul ci base scientifique nañu fexe mu tegu ci base scientifique xool li nga xamante ne moom mooy yàq école bi bu ko defee ñu indi solution les réelles solutions pas yi nga xamante ne dañ koy jéggaani feneen parce que fee la boo xamante ne mu ngi nekk ci biir société bi yàgg nañoo dégg lu ni mel comme que am na étude bu ci ñëw nañu xóotal étude bi ñi nga xamante ne ñooy def naka sudul noonu di tilimal suñu der ñun jàngalekat yi ñu dénoncer leen fexe leen nu ñu génnee ci biir li nga xamante ne mooy système bi ñun ñëpp ñu manko les parents les enseignants ci wàlluk li nga xamante ne mooy yar bi xale yi tamit xamaat seenu toogaay xam fi ñu war a toog xam ne ay élèves lañ toogaguñu ci wàlluk sëy li may faral di wax samay élèves di leen wax ne képp ku ñëw ci moment bi nga toll ne la dama laa nopp xamal ne dalay waxu la dëgg c'est-à-dire sa moroom élève bu ñëw ne la je t'aime xamal ne dafay fen parce que koo xamante ne buy jàngi si papaam moo koy jox li nga xamante ne mooy paas soo moytul bu amul paas yow yaay jënd mburoog ndambe daggal ko ci kooku bu la waxee dama laa bëgg dafay fen parce que dama laa bëgg bu dëgg résultat bi mooy dama lay takk nga doon sama bopp sama soxna kon nañu defaraat li nga xamante ne mooy toogaa bi xool rapport bi ak bëtu positif xool lan la ñu mën a jëriñ parce que Sénégal ñaari ministère ñoo yittewoo li nga xamante ne mooy jàng bu ci njëkk bi moyen ak secondaire ñu ngi ko tuddee ministère de l'éducation mu mel ni que ne yar la ñuy ci moment boobu la ñuy def ci xale bi bu demee ba li nga xamante ne mooy enseignement supérieur lañ koy doog a tuddee comme mu ngi doog a bu amee yar ci lay doog a jëriñoo li nga xamante ne mooy xam-xam di jëfal ñëpp tabarakallah rafet na soxna Awa sa dénkaane waaw maman man li may dénkaane mooy rek ku nekk na nga bay sa waar ku nekk rek na nga ci def lii ci war commencer par les autorités parce que ñoom ñooy tàggat ñi nga xam ne mooy professeurs yi ñoom ñoo leen di jël parce que nit boo koy jël war nga koo mën a càmbar xool ki ba façon nit lu xool kii su ma ko dénkee samay ndaw la mu war a mën a def ci moom mais loo xam ne parfois professeurs yi comme sànq Oustaz Mouhamed wax na ko dugg ñu si par amour dañ ciy dugg par fakkastalu am na ñoo xam ne dañoo jàng cartouché ñu dem viré ci li nga xam ne mooy jàngale am na ñoo xam ne manque de moyen moo tax ñu dem dugg si te ñi si dugg léegi ñu bëri ay ndaw lañ léegi da ngay xool bu dee secondaire bi ñi leen di jàngal motatuñ leen ay papa seen ay frère la ñuy doon kon il faut que ñoom ñu xam ne kat ñii ñuy jàngal waruñu leen xoolee ay bëtu gel wala jéem a xalaat ci ñoom yenn yi dañ leen war a xoolee ay bëtu rakk boo amee sa rakk bu jigéen tey la nga war a def ci moom nga def ko xale yi nañu yem seen place parce que dañu naan parents yi am na ñoo xam ne da ngay gis des fois benn xale bu tëj ñu naan pourtant seen waa kër aka ñoo am diine pourtant seen waa kër aka ñoo am yaru gis nga yar des fois ci nit la da ngay gis ni ku yaru ñu ne kii yaru yàlla la am fay am nit da ngay am yoo xam ne yaa koy bañal sa bopp say parents yar nañ la mais yow tamit nga yaraat sa bopp xam kat man kii sama professeur la fii laa war a yem xam na laa war a comporté wee xam na laa war a solee bu jugee ci xale yi parents yi rek la ñu dem nañu dellusiwaat ci kër yi uufaat njaboot gi tey waxtaan ak ñoom te xam ne lu am solo la am na solo jërëjëf soxna Awa mbokk yi ndénkaane yaa ngi noonu kenn ku ci nekk xam nga li ci sa wàll jël ko ndax nag comme niñ koy waxee wuy day jurul xatax yenn saa waaye nag olof nee na lu ci njëkk tëcc nañu fexe njëkk ci gone yi seytaane ngi taxaw bayal gone yi ba max leen rek ci musiba la bëgg ku nekk nag xam nga li la war si sa doom nañu delluwaat valeur yi suñu li ñu amoon muy kersa yi rus di jomb di am lu ñuy sañ ak lu ñu dul sañ waaye di fexe di sonn nag comme niñ ko waxee di déglu njaboot gi aussi ndax jamono buy dox da ngay dox ànd ak moom fi mu toll nii dañu war a waxtaan ak xale yi mag ñi nañu jege gone yi waxtaan ak ñoom doom yu góor yi ñu dénk leen seen baay mu am jot nag lu mu xat baay bi na wut benn waxtu wu ndaw woo xamante ni daf koy jox ay doomam ku jigéen ki moom du ko wàcc àla kulli xaal ndax moom mooy magasin moom moo war a yar
li ñu amoon ci waxtu jeex na fi li ñu yëkkatiwaat jataay ba ba beneen yoon li ci rafet ñu ngi koy sant yàlla li ci safaanu ngeen xam ne ci ñun la sunu ñàkk mot la lu jiwoo jeexul nag jógu fa ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen jërë ngeen jëf mbokk yi bismillahi rrahmani rrahim qul huwa allahu ahadun illahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rrahmani rrahim la ilaha illa allah لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله ولا أدنى ديجيني دك في صح والله نحن سبب أدنى كن في صح الله أكبر الحمد لله